Safia nag ñuy ñaan yàlla fëgg boppam ba dimanche bi di ñëw mu mën fi teewaat di leen béggal comme ni ngeen ko tàmm gisee ci li nga xamante ne moom mooy gis-gis sur la Sen TV tey nag ñu ciy dalal Aminata Paye noo def. sant yàlla alhamdulilah. naka sa week-end neex na. waaw ça s'est bien passé. waaw xam ngeen ne gis-gis nag du am benn gan du am ñaari gan dañuy am ba ñetti gan ginnaaw Aminata Paye aussi dañ ci dalal ki nga xamante ne moom mooy Khadim Lo Khadim nuyu naa la. sant siyaar nañ la Salma. alhamdulilah waaw pare nga thème bi. waaw macha allah ci kanam tuuti ñu dugg ci waaye ginnaaw Khadim Lo dañ ci ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Idissi ma bàyyi la nga nuyu fidèle téléspectateur yu ñuy seetaan. waaw Salma maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñoo xamante ne ñuy seetaan. fii si sama chaîne préférée la Sen TV di ziar ñëpp bëpp. voilà ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. waaw ni ñu ko waxee ñooñu ñooy suñuy gan nee naa leen émission bi dañ ciy ànd ak suñu papa Mbaye Ngoné Fall papa di la nuyu di la bàyyi nga wax ñu tey lan la ñuy waxtaanee. jërëjëf Darmanko di la gërëm di la sant bu baax di la xamal ne mën naa la joxumpa borom Kéléman maa ngi lay nuyu bu baax borom joxumpa waaw borom waa daan sugu ndax sa ndey dafa dëkk wax daan sugu bokk si Cheikh Jéeri wax daan sugu moo tax su ma la gisee sama xel day dem ci ngumbali day dem ci mesere day dem ci gàdd pangaar gàdd afe gàdd bitiw foofu yëpp sama xel dafay dem ëlbët ko tamit dem ay tab yi dem ci naari Kajoor yi nga xam ne doon na sant Diagne ba daaru maam naan sëñ ngañ kaan ne di nuyu maa Ibra Diagne di nuyu Fat Diagne di nuyu sa ami gumbali moom it maa ngi koy nuyu bu baax waa ami Touré xam nga rek maa namoon te xam nga ni ñu koy waxee rek kon namm na la man maa la fuuf papa loolu laa lay wax tey nag ñu ngi nekk gis-gis ñu wax ci ànd ñuy waxtaanee lu am solo ma bàyyi la rek nga wax ñu lan mooy thème bi ñu daal di koy tënk bala ñoo dugg ci waxtaan bi. waaw yéen de defe naa ci wàllu tubaab bi yéen a ngi wax naan adultère. waaw adultère ñu ne lëmbe na réew mi. ñu dem ba ci biir daal di ne lan mooy sabab sax. adultère soo ko waxee doonu naan njaaloo. waaye soo ko waxee tamit nga ne njaaloo doo nga yem ca dina am ñoo xam ne dinañu fëgg seen xottu bopp ne bokkuma ca. muy ña amul borom kër. doon naan borom kër ya moom la ñuy wax ña nga xam ne ñu ngi ci buum kon. soo fa yemee doonu naan ñi nga xam ne nekk ñu ci buum ñoom bokkuñu ca. moo tax soo nee njaaloo danga cay boole ak mooy. waaw mooy. kon tey li ñuy waxtaanee papa bu mu la déggee moom mooy ñi nga xamante ne dañuy am borom kër ba pare di ut li nga xamante ne dañ ko cay toftal waaye ginnaaw loolu it xale yu jigéen ñi nga xamante ne ay njegemaar lañ duggaguñ ci buumu sëy waaye ñoom it ñu ngi def loo xamante ne neexul yàlla donc lii tey moom la ñuy waxtaanee sur la Sen TV ci seen émission gis-gis mais yéen ñi nga xamante ne aussi yéen a ñuy seetaan te bëgg a participer ci émission bi buntu baa ngi nii 88 la 628 89 90 ngeen bës 2 bu dee yéen a ngi ci réew mi bu dee da ngeen nekk bitim réew ngeen mën ñoo jot ci 33 841 02 20 kon waxtaan bi na tàmbali adultère la ñuy waxtaanee les causes les conséquences ak ni nga xamante ne moom mooy ay solutions Aminata Paye yow laay njëkk a jox kàddu gi nga wax ñu rek d'une manière générale lan mooy sa xalaat wala lan nga gis ni moom moo mën a indi adultère. waaw Salma avant boobu ñu lay nuyu yow d'abord. di la ziar di la wax ni am nañu mbégte trop ci partager ak yow plateau bi tey nga nekk suñu gan ñoo lay dalal. waaw dalal leen voilà am na te ngeen def ma ndànk rek. non dinañ la def ndànk yow xam nga sama doom nga yow. voilà di nuyu aussi sénégalais yi nga xamante ne ñoom à chaque fois ñoom ñooy am mbégte Aminata Paye ñëw toog fii di partager ak ñoom waxtaan. soo génnee si mbedd mi kenn ku ci nekk di la wax gis-gis bu mu am mais père nag mooy wax sénégalais yi ne leen suma xarit nga suma papa nga suma xarit nga. léeg-léeg émission bi moom mooy laaj yéen nii mais mag yow ay xarit lañu. boobu tey daa mel ne ñemewoo sujet bi. si ñu ngi ciy ñëw parce que nag dafa am loo xamante ne dañ ne ku wal mburu tudd dëkk ndax dañu ne Sénégal sëy yi dafa yëngu. dëgg la problème am na. rawatina sëyu ndaw yi kenn ku ci nekk li ñuy wax taal bu tewee booy boor bu nekk lañ koy ëppee. kii ñii naan lii mooy problème yi ñii naan lii mooy problème ba ca gën a fës gën cee yéem gën a jaaxal suñu mag ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy suñuy exemple ci wàllu sëy mooy adultère bi ñu tudd tey. mooy xam nga taasukat baa nga naan am jëkkër am far am xarit wu lay may géej ak juróom fukk te bu ko wax loolu tey moom moo waral coow li. loolu mooy coow li ndax mooy coow li ñu war ci ñëw. waaye nag mu am ay cause xam nga Salma. dama la wax ci début bi ne la ku wal mburu tudd dëkk. mooy lépp loo gis ci àdduna lu am na lu tax mu am na fu mu soqeekoo am na fu mu dooree. damay faral di wax naan leket yaa ngi fàqee ca lawbe mais yàllaay maalaw. am na loo xamante ne am na fu mu tàmbalee ci biir kër gi. que ce soit parce que nag gis nga yar moom mooy base lépp. sëy
nit ki dañ ko koy waajal. comme muy doom bu góor di doom bu jigéen ñu ngi koy tàmbalee ci defar bi ñu lay defar bi nga nekkee ndaw ngay màggaale moom ñu lay xamal yaay kan di la jubbanti di la teg ci yoon ba keroog ngay toll ci sëy. boo xoolee li tax ñu nit ki buñ koy muur di ko yóbbu kër borom këram ñu teg ko di ko yab loolu yëpp bokk na ci wàllu waajal bi waajur yi wax. kenn ku ci nekk wax léeg-léeg dañ koy def sax bay wax li nga xamante ne moom la ndayam nekkee woon ci biir kër gi. ñu ciy préféré waajuram bu góor toog di seede li nga xam ne moom la ndayam sëyee pour que moom mu jël ko def ko exemple. mais suñu problème ñun ndaw yi tey mooy manque de repère. amatuñu repère léegi nag sëy yi léegi toi et moi la te dafa am ay réalités yoo xamante ne dafa amoon bu njëkk te valable lu léegi. kon Aminata Paye bu mu la déggee lii indi wàllu woowu mooy xale yi préparé wuñ leen ci li nga xamante ne moom mooy wàllum sëy donc xale yi dañ leen a war a préparé. dañ leen a war a waajal tàggat leen. waajal la tàggat leen kon loolu benn la ci li nga xamante ne moom mooy cause adultère. ndax ku ñu pareegul ci sa éducation war a ut koy éduquer. ay ca capp ko foofu dinaa ñëwaat ci yow ci kanam tuuti ma bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Khadim Lo moom mu wax ñu lan la xalaat ci li ñu indi tey ak lan nga yaakaar ni moom moo ko mën a jur. waaw ñu waxaat a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim waxaat bismillahi rahmaani rahim di siyaarat sénégalais yëpp. et puis di jaale aussi maman Degen Chimère. di ñaan yàlla suuf oyof ci kawam. di la siyaar yow Salma. di wax kii sama papa la père Mbaye Gone moom xamante nañ lu jiitu lii quoi. di siyaar aussi ñi ma fekk fii yëpp ak téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy déglu. Sen TV yëpp ñu ngi leen di siyaar Jili Fashion. waaw Jili Fashion waaw sa xarit. waaw Jili Fashion waaw sa xarit. bon di wax ni lii. buñ nee sëy rek dañuy dellu ci farata bi nga xam ne dafa dëgër trop bàyyi ko ci suñu borom diggante góor ak jigéen donc ñun tey balaa dara sax damay bëggee waa nitu dëgg yi nga xamante ni ñoo ma yebal fii quoi parce que ëpp ma fa kenn xam-xam gënu ma fa maîtriser que waaw Karim Xurum Xaq xam de passage ñu ngi koy char donc ñu ngi leen di char ci confiance bi ñu am bay ni ma fii quoi donc loo gis ci àddina mooy li Aminata wax dafa am fu mu jógee da nga doon gis nii rek ñu indil la kenn ne la kii mooy sa jëkkër waaye balaa boobu ñooñu di ko def dafa am fu ñu tënku mooy dañu tënku ci yonent yàlla Muhammad bu dee jullit nga dafa wax ne jigéen des na ko tànn ci ñett jigéen des na ko tànn ci taaram wala nga tànn ko ci alalam wala nga tànn ko ci diineem mu ne yéen sama xeet maa ngi sàkku ci yéen ngeen tànn ci diine donc ñu wax ni yar gi muy wax dafa reposé waat ci diine ndax ñun yonent bi moo ñu yar donc yonent bi dafa teg ay aspects yu nga xamante ni moom la ñuy xool ci jigéen boo ko ci gisul rek yow bàyyil mais Aminata dafa wax tey lu am solo muy ndaw yi dañu ñàkk valeur actuellement nii dañu ñàkk aussi repère te loolu lépp après fi muy répercuté waat si waajur yi la ndax tey xale indiwu fit boppam mag moo doon toog di ñaan yàlla may ko doom donc doom jooju noonu bu ñëwee dafa am lu tax yàlla wàcce ko ci kaw suuf ci kooku muy ci yar ci teggin muy xool ci papaam di xool ci yaayam pour que moom bu subaa mu mën a jaar ni tànk yi nga xam ne papaam ak yaayam ñu ngi fay jaar quoi donc waaw ci loolu noonu xam nga mu doon loo xamante ne aussi lu doy waar la ci société bi mu doon lu ñu war a jóg war ko waxtaane ku si ne war ci xamaat sa bopp pour que ndaw yi mën a am repère bu tegu ci yoon. loolu moom moo am solo looloo waral sax ñun tey ñu koy waxtaanee sur la Sen TV bëgg buñ ci jógee rek ku nekk mën cee jële ay njàngat ñi nga xamante ne aussi war nañoo defaraat seen toogaay ñu daal di koy defar donc ici dégg nga li ñu waxtaanee moom mooy wàllum adultère moom la ñu waxtaanee ñoom nag dañ koo xaw a jiñ papa yi xaw na maa jaaxal ndax papa yi doxewuñ ko wala yaay yi waay jur yi doxewuñ ko jëfewuñ ko ci ndaw ñi lañ ko gis léegi ma bàyyi la yow nga wax ñu lan nga yaakaar ni moom moo ko lu ma yaakaar mooy d'abord rek di remercier Aminata parce que ni nga commencé si moom dafa ma neex parce que elle s'appelle Aminata turam rek déjà rek man si man tënk na émission bi parce que c'était une femme valeureuse kooku rek laaloo su xoolee ay jikkoom rek Aminata boobu rek maanaam macha allah tënk na en plus Aminata sama turu yaay la donc maa ngi leen ziar baax père yow moom dama la namoon xool bu Youssou Ndour naan fëra rëw xam nga fëra rëw man nam ma yow ba fëra rëw mais yow fu nga daanalee Salma mooy war nañ defaraat toogaay attention jigéen ñi ñoo war a defaraat sëri góor yi defaraat tubéy tubéy yi lu muy wax ci bëri na ngeen baal ma si kàddu yi sëri lu ñuy tegee ko bëri na gis nga Salma Sénégal yi bëgg na diineem trop fonk na ko lool waaye léeg-léeg dañu mel ni dañuy choisir dañuy xool lu ñu arrangé ñu def ko lu ñu arrangé ñu def ko gis nga njaaloo su fekkee côté koo xamante ni amagul borom kër mais Salma sëy Sénégal jafe na de sëy su jafee rek njaaloo yomb mariage léegi dafa compliqué
da ngay gis ay ndaw yu bëggante ay 5 ans 6 ans di ngoro rek ni sànq rek sama mag bu jigéen bi Adja si nu mu ko waxee maa ngi koy ñuy mu ne idi ngoro yi suuf patolamp yi bëri nañ moo taxit ñoom ñëpp si bopp ko ñu rek ñu tase donc dafa am yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy def en informel xam nga yaa ngi naan papa yu baax yaay yu baax mais nga baal ma àq mais am na ñoo xamante ne ay papa yoo xamante ne ñoom ñooy njaaloo dañu am doom da ngay gis ñoo xam dañu am doom am njaboot di njaaloo mi góor mi jigéen donc Salma ma lay remercier ce thème bi parce que ce thème est profond dafa xóot et puis aussi ba am na beneen côté boo xamante ni il faut ñu demee si nànk mooy côté maanute bi aussi parce que mooy mbir yoo xamante ni soo xoolee sama xarit nu mu ko waxee sànq nu mu commencé neex na ma parce que dafa commencé si diine tamit soo xoolee mi diine catholique ak diine musulman yëpp da ci am tuuti maanute donc foofu laay tàmbalee pour ne pas monopoliser la parole mon père Ferrero mon père Ferrero dégg nga noonu la ko tijjee comme ni nga ko waxee rek conséquences yi daal dinañuy bëri Papa Mbaye Ngoné Fall ma ba jox la nag kàddu gi nga xuus ak man ci li nga xamante ne moom mooy conséquences yi li indi adultère ndax yéen buñ ne mënuñoo wax sax ne ci seeni jamono ñàkkoon na à 100% même bu ñu xamante ne doon na am ay benn lay doon mais ñun fii léegi liñ koy dégg dafa xaw a bari dafa mel ne lu fréquent dafa mel ni sax moom moo ëpp li ñuy gis ñi nga xamante ne maandu wuñ daal ci seeni biir néegu sëy. waaw jërëjëf Salma. man de mën nga koo jiiñ fànn gu ne. man laa wax gis-gis la nag ku nekk ak sa gis-gis. sa doom jaga toogal sax muy seetaan ñeme woo ko cee dóor ndax gis-gisam la yor ndax ñàkk a doylu mënu koo indi gan doylu sooy doylu lan ngay doylu doylu ci am koom poos waaw kooku jigéen mën na caa bañ a doylu ba tax mu dem wuti ko wala mu jeng wala mu jàdd wala mu def leneen wala ñàkk a doylu ci tubéy ji waaw nit ki mën naa taamu loo xam ne dina ca xër ba nga xam ne xëy na la mu cay jot du ko egg foo xam ne mën na koo satisfaire mu jóg sol aw dàllam dem wuti ko dëgg la wala làngandoo la ndax mën ngaa dëkk lànga koo xam ne da koy jëfandikoo les mauvaises fréquentations da koy indi nga dem ba mu puus la ca ndax dëkkandoo la ndax tàmm la ndax siddit la boo xam ne su yëngoo nga yëngu ndax manque de moyen la boo xam ne dem nga ba munoo sa bopp yaakaar nga ne dara sa sufa lu dul loolu nga def ko te léeg-léeg nga def ko sax ëlbatiku wala soo ko defee ba pare mu metti la lool nga rëccu ko lool mu metti la ndaxte yoo xam ne yaa ngi koy def mais malgré bon gré ndax sa soo fenn ndax c'est lié à la pauvreté mu metti lool ak it kooku ndax war na ko yedd wala waruñu koo yedd waaye boobu ndax duñ oo ngor teg ko suñu kanam bala ngaa gore di nga goor ci dara de Salma diggante añ ak reer ak ndékki nga xëy gune yi jooy sawet nga yor ay njegemaar war a dem yoruloo ko mënuloo ko attanuloo ko amuloo foo koy jëlee te mënoo ñaan kenn koo ñee ku nekk ñeewul boppam Salma léeg-léeg nga gis nit ñee ko waaye ñeewul boppam ñooñu nag ci seenum gàtt xel xëy na mënunoo daani seen doole wala xëy na ñu yaakaar ne tous les moyens sont bons pour accéder au pouvoir mën na noo jaar foofu def loola loolu mën na koo indi mbaa ñu dema dem ba daje ak góor goo xam ne dafa mën boppam lool yor am koom lool yor taaxum kaw am oto di la dugal ci clim di la yóbbu ngay reer restaurant mu tàmmal la loo xam ne sa bakkan dem na ba tàmm ko bis mu ne ma wax la ko bët ki biig waxtaan nañ ci wala bëtkaati biig la dëgg la waxtaan nañ ci may da bul def ku la ne salaamaaleykum lu oto rafet bul nangu su la doon may 1 million wala 500 000 tamit na nga xam lu mu la ko mayee waaye yow daal fa nga dëgg sa tànk bañal yeewal sa ndigg riigul teg fa su demee ba sonn ba nga xam ne sonn na ba nga xam ne amatul pexe dina am ñoo xam ne pour bëgg a gindi ko kumpa dina leen jaral ñu ne alxëyri waaye kooku ndax su ne alxëyri dina ca mujj ak yow ndax su amee la mu doon wut du ëlbatiku dem yoonam ndax am na góor ñu ko mën am na góor ñoo xam ne jant bu nu àndeek yow suñ la labatee ba xëy ba xam la nga xam ne xew na ba woon la ginnaaw soo matul gànc ngay doon ndax dina la tàmmal loo xam ne soo ko amul di nga ko wuti
kon papa bu ma la déggee conséquences yi bëri na. buñ ko ci tënk rek am na ci ñoo xamante ne ñàkk doylu la am na ñoo xamante ne dañuy dund bu metti la. am na ñoo xamante ne tayuñu ko am na ñoo xamante ne aussi bon rek moo leen jàpp. am na ñoo xam ne góor la leen cay dugal. am ñoo xamante ne góor lañ cee dugal waaye papa comme li ñuy wax rek nee nañ lu ngor mayewul diine nanguwu ko donc defe naa ne adultère moom ngor mayewu ko te it nag diine nanguwu ko Aminata Paye yaa ngi koy jiiñ ñi nga xamante ne moom mooy wayjur yi mais aussi est-ce que tamit nag ndaw ñi duñu xoolaat defaraat seen toogaay ndax jigéen boo tàmmee di dajale ay fax tàmm ko dootul dem ba garaawati ci yow te yow boo xamee ne jigéen nga ala kulli aal ci benn borom kër rek nga mën a yem loolu ngay tàmm est-ce que du dem ba boo duggee ci sëy moo lay dugal ci yeneen tuuxi duna ndax day dem ba dootul garaawati ci yow de. effectivement mais avant may ñëw foofu dama am tey ñoom ñett ñëpp dañu wax mais am na côté bu ma déggantewul ak ñoom. damay njëkkee d'abord ci Idrissa Sy Idi nee na bi sëy yi nu mu tuddati bi sëy jafee la mooy yomb du ma d'accord foofu. xam nga lu tax am na ñoo xamante ne ñun ca ba ñuy ndaw ñu maaseeg suñu ay wayju ba suñu ñun bi ñuy nekk mag lañ leen di gis ñuy doog a am borom kër. te taxul mooy yomb leen. dëgg la yaa ngi dégg papa du ma d'accord ak moom ci benn côté parce que dégg naa ko mu am yu mu lim. benn damay faral di wax ni. mbon kenn du ko judduwaale. du nekk ci sidit du nekk ci deret. Dieu créa l'homme à son image te dañuy ne doomu aadama booy ñëw ci àdduna feuille vierge ngay nekk lépp lu am ci yow dañ ko cee def. Xaadim du ma déggante ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ci wàllu tànneef ci jigéen dafa jiital diine teg ci jikko indi ne troisième bi mu ci teg xam nga ban la na bokk ci famille boo xamante ne na ko leer ne ay famille sëykat lañu. juddu bu baax ak mu nekk famille boo xam ne leer na ko ne ay sëykat lañu. je pense que loolu tënk na lépp bu ma ñëwee ci question bi ma laaj. dëgg la li nga wax ndaw ñi tey problème lañu. waaye danga maa fekk si waat ci li ma wax xam nga lu tax. tey si biir kër gi je pense que ngoro woo fa lay tàmbalee mooy boo amee tey koo xamante ne ma ngi lay jéem a labat léeg-léeg boo nekkee koo xamante ne nag say waajur seen fulla ak seen fayda may ñu la yenn nu mu tuddati yenn doyadi yi soo amee ku lay labat day ñëw ci kër gi. buñ fi gisee kenn. gisaat fi keneen tul de ami. si. léegi ngoro yi est-ce que nekkul ci appartement yi. waaw xam nga lu tax ba Ndakaaru soppeekoo la wante fa ndox daan taa ba léegi boo demee fekk fa ay tepp-tepp kër yi nga xamante ne yow ku la daan labat ci biir kër gi lay ñëw ba tey boo demee yaa ngi fay fekk waajur bi mooy xam diw a koy seet. su ñaar ñëwee mu ne ñaar ñii tànn ci kenn ñu may la ko ba tey di nga dugg ci kër nga ñëw fa ñëwaat fa mu yow góor. waajur bi woo la laaj la luy sa tànk ci biir kër gi wante xam nga problème bi lan moo tax ngoro yi di amee ci appartement yi moom mooy parents yi teel a banque seen loxo yow nga dem comme thème bee ñu jóge nga dem tolloogoo ci def ak dindi nga ñëw yor kër gi yaakaar naa ni ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. waaw kon Idrissa dégg nga li nga xamante ne moom la ñu wax adultère ci li nga xamante ne moom mooy waajur yi waaye papa aussi dafa wax lu am solo ñàkk doylu dina nekk ci ñaar moom mooy sa jëkkër peut-être li mu yor mënu la entretenir wala aussi mënu la satisfaire bu ñu diggee sexuellement parlant parce que aussi li ñuy waxtaanee il faut mu leer am na ñoo xamante ne dañuy dugg ci sëy mbëggeel dugalu leen ci am na ñoo xamante ne dañuy dugg ci sëy peut-être ñu gis benn mag boo xamante ne xam nañ ne mënu leen yor ci beneen côté mais dañ ciy dugg parce que yor na xaalis leen yore après dañuy seeti benn xale donc di séq ak moom yeneen donc cause mu ngi noonu loolu boobu ñaawteef nag la ñu bëggoon tey rek waxtaanee effectivement xam nga Salma yow mere naa la yow nga dugg émission bi ma xarit ak yow bu tudd sama yaay nga waa d'accord amul problème mu lay tànn ba tey sama xarit waaw gis-gisam la wax rek waxal sa gis-gis effectivement li nga wax noonu dëgg la mais xam nga tax ma waxee foofu balaa may ñëw si Salma parce que y a des jeunes yoo xamante ne tey jii parce que suñu waxee ndaw yi mais dañuy bëggante dëgg la mais mariage bi ni ñu koy imposer Sénégal est-ce que yoo xam nga des fois mariage benn mariage on fait 4 mariages ci benn mariage yow matin def mariage religieux def dem mairie après def ndawtal bi xawma nu ñu koy woowee après def réception loolu lépp ñaata mariage benn mariage ci benn mariage xam nga loolu dafay dem day gën a compliquer société bi encore léegi jeunes yi dañuy bëggante bëgg a dencante mais les conditions financières des fois ne sont pas réunies et dañuy gis ci appartement yi ci pet parce que nous nous voyons pas la face ñaar nit moom suñu bëggantee moom début bi bopp koñ ba après buntu saal ba après salon di xuus rek. yow loolu rek war na la pousser à ce que. non tu fasses ce sont des faits. non je te demande soyons clairs. est-ce que normalement. mais ça c'est une raison. non maa ngi ñëw moom. maa ngi non c'est pas une raison mais léegi par rapport ak léegi loolu noonu yow li nga wax sànq noonu. ndax papa daf ko wax mu nekk lu am solo. effectivement gis nga loolu am na. ñàkk doylu boobu am na mais loolu moom base la
loolu c'est au niveau mooy comme nu mu koy dama koy rejoindre ci parents yi am na benn éducation de base boo xam ne suñu la ko joxee doo tiit. bu mel xoolal doo tiit. non génnee ko. àdduna du la jaaxal. oto bu rafet du la jaaxal. waa ju coofeeg tout ça du la jaaxal. da ngay sëy ngir diine moo tax parce que aussi attention sëy il faut ñu delloo bu mbëse booy booy bi sëy c'est d'abord affaire de religion la sinon su nekkul affaire de diine dañuy mel ni comme ay mala. di ànd nii rek di jur di dem. yàlla moo ko tënk. dama ne donc ça veut dire que donc si cette base là par là léegi beneen bi. papa Idrissa ni ma leen ko waxee waxtaan bi du ñun rek ndax téléspectateurs yi ñuy seetaan aussi dañ cee bokk am na koo xamante ne bëgg naa dugg ci waxtaan bi nañ ko yaatal dalal ak jàmm. waaw. waaleykum salaam. ñu ngi nangu ziyaar di la bëggee yow it. merci. waaw xanaa dañuy xuusal dugg directement ci thème bi rek. waaw adultère moom dañu wax ne li ma ci mën a wax daal man sama gis-gis mooy la woon démb. waaw bu dee góor moom dañ ci daan toll rek ñu may la jabar. dëgg la. bu dee jigéen da nga ciy toll ñu may la jëkkër. waaye léegi nag moom dafa mel ni kilifa dafa xaw a manqué aussi. waaw boo duggee nag ci ku jigéen koo xam ne moom day sëy. dafa am ñett yoo xam ne moom sab loxo boo ko amee sa loxo waru caa jóg. mooy yan. mooy jigéen boo ko amee sa loxo waru caa jóg. ab tool boo ko amee sa loxo waru caa jóg. dëgg la. aw fas boo ko amee sa loxo waru caa jóg. waaw damaa yaakaar ne nag ku jigéen ku nekk ci sëy moom yaakaar naa buñ la noppalul doo tala dem di defi ji adultère. dëgg la. am déet. waaw loolu dëgg la dañ koy valider. waaw loolu rek lañu amoon lu tànn ci dem. ñu lay jaajëfal waaye bëggoon nañoo xam tur bi nan la. waaw Babacar laa tudd Babacar laa. Babacar kontaan nañ ci moom gis nga papa Babacar koy gis-gisam te defe naa ne dañ ko koy nangul ndax yaa ngi ko doon wax léegi adultère bokk na ci li koy indi sa jëkkër yor la wala mën na laa denc daal te yoru la toppatoowu la. waaw yorin bi daal di des. waaw yorin bi ndax dégg nga ni mu ko waxee. fi mu dugg ndax nee na ñett ngi nii soo ko yoree sab loxo waru caa jóg. ab tool sa loxo waru caa jóg day booy. dëgg la. aw fas sa loxo ko waru caa jóg. waaye tamit jigéen sa loxo waru caa jóg. mooy fi nu waxee sànq ba ne góor dina dem ba pousser jigéen mu dem defi ab safaan. lu tax mën na koo am sax mën ko dëkk ci koñ bi yor ko di ko dugal feneen foo xam ne bokkul ak fu mu ko war a dugal. wala di ko def ci moroomum jigéenam ci koñ bi. mu dëkk ci koñ bi mu gis ko xam ne kii sama borom kër la am na nangam min ma koy jox waaye mi ngi dégg ne mi ngi ci koñ bi ma nga ca geneen kër. ma nga ca jeneen jigéen jooju di ko romb di ko won dooni natt soo nattul doon lay daan. dëgg la. soo fa baree ay daan day metti. adultère. waaw di fàttali ne rek papa li muy wax ni waxul ne def ko mooy yoon dafay wax li nga xamante ne moom mooy cause yi. maanaam li ko mën a indi donc ñu bàyyi xel nag bu baax a baax. ci li nga xamante ne moom la papa. déedéet non bàyyi leen ku dugg. ndaxte balaa wax jéem a ubbeeku ñi ñuy déglu ëpp nu xam-xam ñoom ñoo ëpp fuuf ñun ñi nga xam ne ñoo toog fii. li may wax xam naa ko baax àddina yaa ngi may déglu. Serigne saak may déglu Thierno yaa ngi may déglu. Séeréer saak may déglu. te ku ne xam nga fu may waxee. dëgg la dañuy wax rek li nga xamante ne moom moo am Khadim Lo. waaw dëgg la encore plus thème bi am na solo trop quoi. mais man papa critères yi nga joxe nii ne mooy indi yooyu. man pour man bokk na ci nga xam ne mën na koo indi. ok léegi man pour man parce que bu ñu nee adultère am na ñu nga xam ñi nga àdduna ak la ci biir. waaw mais ñi ngi njaaloo. waaw kon li ma kon ci la dama ne xaw ma ndax tàmm la. waaw xaw ma ndax miin la. non tu as été très bien clair man dégg naa xaw ma ndax làngandoo la xaw ma ndax maanaam taqoo la. ndax koo taqaw ku nekk mu taqal la. soo taqoo ak ku bon mu taqal la. soo ko weddee na nga sol xaftaanu perkaal riisu jaaykatu tiir. Aminata dafa wax bu am solo. mu ne ñun bi ñuy wàcc ci kaw suuf dañu ñëw comme feuille bu vierge dara newul ci ñun donc lépp lu nekk ci ñun dañ ko def ci ñun première chose bi ëpp solo ci nit mooy éducation gis nga Sénégal bi ñu demee ba fii tudd affaire adultère ci la yu bëri nekk en voie de disparition maanaam yar dafa dem ba amatul
dafa mel ni nit ñi dañuy yafal mais yaruñu. parce que yow tey sa doom ouverture des classes dafay ñëw nga jëndal ko yëre yoo xamante ni moom bu amee fitu jënd yëre bu ko neexee mu def sile bu neen dox ci mbedd parce que yëre yi ñu koy jàngal la tey ministère de l'éducation la ñuy bind ci bépp école mais est-ce que yar yi école yi yaa ngi ci gis naka su dul noonu léegi xale bi di ancré loolu di jël mbonteef di ko def ci boppam di jël mbonteef di ko def ci boppam mais kooku bu demee ba am jëkkër même bu fekkee moyens yëpp réunir nañ du ko tee mu def lu bon. defal nak nag ma wax la loo nga sant bu fa dëkk Jolof. waaw Jolof Jolof Pierre la. waaw loo ma nga Jolof ma nga Njàmbur. ma nga Bawol. waaw ma nga Bawol ma nga Kajoor. waaw ma nga fépp. mais origine ba ñu nga jógee Gànnaar. waaw wàcc ci kaw. loo mooy law xóon. sëriñ la loo xam ne doonoo tàmm alxuraan ba nga xam ne foo leen fekk àllu ba. moom la ñu yor ñu ne sëriñu law xóon ba. moo tax àllu ba soo koy bind loo soo koy bind law xóon ngay bind. ndax xalima rek ak daa moom na xam dëgg la. yow. ñeme ngaa seex biteel. déedéet xalaatuma ko ci aade. yow ñeme ngaa seex biteel. xalaat tool ne ko sant loo. am na ndaw si nekk kii ministère de lan. ba ko sant loo. ministre de l'enseignement supérieur. bind na fi ab leetar indi ko Bougane damaa ñëw fii nan ma ko joxee ci suuf. yónnee ko dinañ ci ñëw ci kanam. waaw dinañ ci ñëw ci kanam. kooka loola sant. am na lu muy yëg. ndax bi ma jàngalee leetar bi wax ma li mu ci yëg kooka daa am lu muy yëg deret. li mbon di bari ci kër gu àdduna. am na ñooñ àllaa kulli aali duñ sa bokk. moo tax léeg-léeg su waxee man ma ne ko yow sañ nga loolu. naam jaxul pa dëkk Kelemaan. sa maam ëlbatiku Cheikh Jéeri waa daan sugu ci di maamam. am na yoo xam ne su ma la ci fekkee dootuma la nawloo yow. waaw papa muy wax lu am solo parce que tamit ñu ngi ko doon wax adultère bari na lu koy indi ci nit comme ni nga ko waxee nit dina nekk ci mariage boo xamante seulement nga may mu tuuti rek dina am lépp lu ko satisfaire mais du tee day bon. côté boobu dafa am fu ma ànd ak yow fu am solo. bul indi foofu gis nga sëy boo gisee buñ ne alxayri jib na liñ lay njëkk a wax mooy na nga muñ sëy yombul. bat boobu day dem ba yow da lay déranger. day dem ba yow da ngay toog ak sa jëkkër wala nga toog ak sa jabar nga ne ko mais gars dañuy faral di wax ne nañ muñ lan la ñuy muñ. parce que dañ ne sëy dafa am loo xam ne mooy base bi mooy ngor. effectivement gis nga ngor. yaa ngi koy wax sànq yaa ngi naan lu ngor newul je sais pas. lu ngor nanguwul diine mayewu ko wallahi lazim ngor dafa am solo. gis nga balaa yonent bi di wàcc sax yeneen xeet yi ngor lañ doon. tiitaroo comme valeur quoi. parce que ngor dafa am solo. léegi imagineel nga takk jabar ngeen nekk sa pap da la koy wax te mag ñi waruñuy jóg ci sëyu xale yi seen loxo daf ci war di nekk saa su nekk. su fekkente ne permettre nañ leen. non attends xale boo xam ne dafa jóg yor appartement yor ab kàttan daal di fee di géew moom doo nga dem dëkk fenn. loolu ay conséquences yu koy indi mën na noo reyante ci biir. dafa am lu koy indi père nga baal dama lay wax dama ne. paa yi mënatunoo accéder ci biir sëy yi. non paa yi ba léegi ñu ngi teg seen loxo ci biir sëy yi. xam nga mënuñu ko lu tax mënuñu ko mooy xeeb nañ leen. ndaxte non bis bu nekk nga dégg ma fi ne ma. père yow yaa ngi wax fii benn wax bu am solo am na ñoo xam ne. ngeen baal ma intervenir nan la waajur war a mën a mel ba doomam di ko xeeb. dafa am loo xamante ne bu amee nan xool lan la. waaw léegi da nga koy xool sa ñi nga xam ne gis nga leen dëkk seen kër bu mag seen ndey nekk fi seen baay nekk fi ñu dem dëkk ca appartement te noonu nga koy xool. dama ne la père. ñooñu am na lu leen manqué di mel ba nu xeeb ko. gis nga Babacar bi génn léegi dafa am lu mu wax lu am solo. nee na bu njëkkoon ndaw da nga daan toll ci sëy que muy góor que muy jigéen ñu may la yaa ngi comprendre loolu avant da nga ci daan toll. lan moo lay yëgal ne toll nga ci dañ la daan tàggat ci sëy. bu nekkee ku jigéen ki say waajur dañ lay tàggat ci kër gi ci sëy. bu nekkee góor la dañ lay tàggat ci yor jigéen. mais ñu xam nga problème bi lan la léegi absence su communication waajur yi seen diggante ak seen doom. dañoo waxatul ak seen doom xamalatuñ leen lan mooy sëy effectivement mais problème bi am ndaw ñi am problème ci seen sëy mais dañoo dugg ci lu ñu xamul. te dañuy fàtte nag ne sëy cës laayam ñaar la yàlla xam nga lu mu wax. mawadda ak raxma. cofeel ak yërmande looloo war sëy maa ngi doon leen ko wax nee naa leen waxtaan bi di ñu doon dong duñ ci wéetit benn yoon ndax téléspectateurs yi dañ ñu ci wéetali ñu jël ki nga xamante ne moo nekk ci ligne Faïs waaw dem na ñu ngi jéggalu bu baax a baax waxtaan benn tollu rek bu mënee duggaat ñu ngi xaar ay kàddoom Idrissa nga doon wax. non mais man lu may wax mooy gis nga lu ñu waxee dëgg la diine bi tout ça c'est bien beau mais la réalité est que appartement meublé ñu ngi gën a bëri si dëkk bi auberge yi ñu ngi gën a bëri si dëkk bi xale jigéen yi ñu ngi solo maari del taali loolu lu am la malgré que on est dans un pays boo xam ne diine daf fiy dox
donc faut pas qu'on se voile la face gis nga parents yi nañu bàyyi di idéaliser wala di idolâtrer ay parents y a des parents yoo xamante ni léeg-léeg ñoom ci boppam ñoom ñooy tas seen ay sëyu doom parce que léeg-léeg ñoom ci boppam ñoom ñooy xeetloo ngay nekk xale bu jigéen di sëy sa sëy yi ngir yàlla rek ko tax nit ñu lay xeetloo sa jëkkër naan la ay tabaski bi ñëw naaj gisuma sama lii wala et cetera donc ça ce sont des réalités. Idrissa maa ngi jéggalu doguma la waaye nañu jël ki nga xamante ne moom moo nekk ci ligne bi sëñ bi wala soxna si ñu ngi lay nuyu. allo. allo yi. maa def. ñoo ngi fii. ñu ngi ci jàmm yow yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi jàmm bu baax. ñu ngi lay nuyu tur bi nan la. Babacar. Babacar foo ñuy wootee. maa woowee Dakar. ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu woo ñi nga xamante ne ñoom nga dëkkal ñëpp gis nga thème bi li ñuy waxtaanee lan moo si sa gis-gis. waaw thème bi de li ñuy waxtaanee thème bu doy waar la ci réew mi ñu nekk ci temps yi. waaye xam naa daal li nga xam ne moom moo ci ëpp solo mooy. maanaam ngor moo fi manqué. dëgg la jom. fulla. ak fayda. dëgg la bokk na lu manqué léegi ci jeunesse Sénégal. daf fee réer parce que thème bi ngeen di waxtaane ni maanaam demee na noo xam ne ci réew mi yéen sax yaakaar naa li ci jam dëgg-dëgg xamu leen. dëgg la. parce que thème bu doy waar la. waaw xam naa daal lu ngeen di mën a jàppee moom mooy ba ngeen jàpp ci parce que thème bu yéeme la xam naa yéen nag vraiment ñi leen sant leen parce que émission yu solo ngeen def. ñu lay jaajëfal Babacar loolu moom moo nekkoon gis-gisam papa gis-gisam nekk loo xamante ne dafa rafet ndax nag li ñu daan wax les vertus de la société sénégalaise ñoom ñoo disparaître yow nag yaa ngi ciy dox yaa ngi ciy wax lu ci mel ne ay repères yooyu nag moom lañ amatul bu njëkk ba daawuñu ko gis peut-être tey def lu bon dafa gën a yomb ndax appartement yi dafa gën a bëri liberté yi gën a bëri auberge yi gën a bëri. wala ko woon a bàyyi mu génn. da nga war a bàyyi ma laaj ko ñaari question. dëgg la maa ngi jégalu. ndax bu njëkk ba. am na lu jigéen ñeme woon tey benn jigéen ñemeñu ko. jigéen bu ko ñeme rek dugal léegi ci ligne bi. ne man mii de ñeme naa ko. biiru mbajaan xam nga ko. fas la. waaw. yeggali ko papa mu nekk lu am solo. lii tax ma bëgg la. fas wi. day dem lekk ak ñax. goo xam ne waru ko lekk. dëgg la wala mu liggéey ko ndax bu njëkk ba naaru góor. wala fas wu mën a bay. moom mooy ab 4x4 tey. dëgg la. moom mooy ab ranch tey. nga xam ne fas dafa am jamono joo xam ne dafa amoon valeur. dina lekk loo xam ne dina dem ba biiram di mitti mu tëdd daal di xëy suba ba ngoon di wañaaru bakkan yi xel yi. muy fuuftandiku di yuut di bital ñu ko waa kër gi yëpp di jooy penc mi génn ku nu xamoon dinañ la woowi mag ñi dugg ci biiru nekk daal di waxtaan ndax ku ne xam na li koy faj lenn dong ko mën a faj li ko mooy day dee lenn dong ñu tëggum ndënd woote ci penc mi daal di saraxu lillaahi wa rasuli ñi ñu dugg ak ñoom ci biirum néeg ñi ñu war a dugg ak ñoom ci biirum néeg ne leen tëdd na kat li ko yëkkati xam ngeen ko xam nañ ko ana kan moo wóolu boppam léeg-léeg nga gis nit ne ba xëñët daal di ñëg ci biir ay nawleem daal di man ñeme naa ko dem ba ca yoon la mbokk ya daw daa koy dog téye ko ni ko bul def loolu ndax ba nga tolloo ca at sàngam yow ak diw bul fàtte nangam ak nangam te jant boo ko jéggee fekk nga mës a moy rek day dee te gàcce gu rëy la dëgg la jigéen dina jóg walanteeru ngembu xam li ci moom ak li ci boppam génn romb ay wujjam ak ay njëkk jigéenam te doonoon ku nu doole dul ci biir kër jéggi daw daal ne man la mi ngi tëdd ci penc bi mu daw ne ba xëñët su ko jéggee balaa benn tànk bi fekk su metu sax fas wi mooy jóg ànd ak moom daal di koy xalapee su ko defee sëru dënk yi naaw jëkkër ji daw daal di dajji armoire am nit ñi daw yuuxi daal di xool ci mbedd mi dégg nga ñii di jël seenum sàq di ko dajji di ko sëf di ko génnee di ko joxe kooka day doon jigéen joo xam ne modèle lay doon ci réew mi dëgg la léegi indil ma kenn koo xam ne mën na loolu mu daw dugg ci ligne bi papa loolu amatul jigéen boo xamante ne yaa ngi jàkkaarloog la Sen TV di teewlu gis-gis te mën loolu duggal ci ligne bi wax ak papa Mbaye Ngoné Fall Aminata nga ne papa dafa wax histoire bu am solo yàlla xam na ni fi ma toog dama ci naroon ñëw bu ma jëloon kàddu yow man pay yow ba sa mbokk ñoom di gabañal ma nekk caar yu gi ñoom at yi dama ci naroon ñëw xam nga lu tax da xëy na père olof yu xóot yi mu ko waxee ma gën ko leeral olof la non olof la père dama la si tey dama kontaan ci yow parce que da nga sàq mi sama lanc li olof di wax ndax gis nga soxna Rokhaya Ndiaye Ali Boy Michel
mooy tey yaayu Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu loolu bu dul benn du ñaar def na ko ca ba muy jamonoom fas biiru mànjaxaan boobu nga wax fas wu tëdd feebar ñu ne jigéen gu musul mooy ne ko jéggi moo koy yëkkati lu am solo ngi noonu te yaakaar naa ne soxna Roxoy Njaay tey loolu way wi fayul ba ñun ñi nga xamante ne fekkeewuñu ko moom ci jëmmi boppam waxuma laa ay doomam yi nga xamante ne tey fu ñu ko tuddee ñu nooyi waaye ma ñëwaat waaw Aminata wax naa leen wéetuñu téléspectateurs yi dañuy wéetali ca tembee ni demee ñu jël ki nga xamante ne moom moo nekk ci ligne bi sëñ bi wala soxna si ñu ngi lay nuyu. allo. waaw. allo waaw. ñu lay dalal jàmm ci gis-gis waaleykum salaam. waaw maa ngi rafetlu seen waxtaan. thème bi am na solo trop. dëgg la. waaw raison yi ngeen bëgg a wax fii nag dafa diverse. ci sama gis-gis boobu voilà du gàtt. parce que mais boobu ati wu rek si benn raison bu essentielle. moom muy mariage forcé. mariage forcé. adultère. lu ko mën a indi dafa yomb. parce que bu fekkee base mariage bi tënkuwul ci bëggante réciproque pour man après pour kenn couple yi jalgati pour man day xaw a yomb trop. dëgg la parce que tey li nga xam ne amour newu ndaw si bëggul peut-être waa ji dañ ko kaa forcé ay parents am peut-être xaalis tax na ñu forcé ko wala mbokk tax ñu forcé ko dina dem ba si biir ëllëg xëy na lu mu dem dund si tey wala lu boromam bi tamit di dund moom du ko fa fekk dëgg la te satam kooku pour détourner ko après day nekk lu yow beneen bi waaw mooy da ngay gis tamit nit takk nit dem toog extérieur toog fa peut-être ñetti at juróomi at ñi sax 10 ans dëgg la mais kooku soxna soos il faut mu nekk jàmbaar dëgg pour mun fa toog at yooyu yëpp te nit tey dafa nekk li nga xam ne si biologie maanaam comme lekkat naan dëgg la nit ki bu ko manqué dina am li nga xam ne dina koy fiéraam ba tax peut-être mu def lu dul noonu lu caagin sax dafa fekk mu bon mais déedéet condition yi ñu ko teg mu gis moromam yëpp di sëy di dund si bànneex am vie bu normal moom amu ko yooyu tamit dina ko poussé ba mu xam ne day dugg si kii yooyu. mu nekk donc ñaari raison yi nga xam ne wax dëgg yàlla xam naa bu baax nit ñi di si bàyyi xel. waaw thème bi bul dem papa daa bëgg a wax ak yow. léegi wax nga. waaw léegi wax nga cause yi nga xam ne mën na koo joxe. maanaam jël jigéen daal di koy takk dem wàcc ko ginnaaw war a toog fukki at ak ñaar fukki at ak ñett jàmbaar dëgg moo koy muñ. waaye yan inconvénient moom la mën a indi ci société léegi suñu demee est-ce que ñu bari nekk ñu tey ci kaso bi ñu accuser leen d'infanticide fekk mi ngi jóge ci loolu ndaxte dem ba sa jëkkër génn wane ginnaaw nga ëmb war na aw lor xam ne ëmb nga am ko taxaw nekk ci koñ bi koo xam ne mën na la ko yàqal nga jox ko 300 000 wala nga jox ko 200 000 wala nga jox ko 250 000 mu yàq ko gàddu bakkan wala yow sa bakkan des ca nga dee. dëgg la. seetal lu nekk de. jant boo indee bu rafet bi indil beneen bu ñaaw bi. am na ñu bari ñu génn àdduna ñoo xam ne seen jëkkër dafa wane ginnaaw dem tukki bu sori nu war na aw lor saay daggee ca làng ga bëgg leen ko yàqal leen ko mu rate nu génn ca àdduna wala nu réussir nu yàq ca biir. dëgg la. infanticide taxaw na. dëgg la. waaw. kon kooku doon oote papa dañ koy jaajëfal loolu moo nekk ci ay conséquences la rek xam naa ci kanam tuuti sax di nga ko gën a yaatal yeneen dina ñëw waaw ñu waaw yeneen a ngi fi papa muy yoo wax xam ne mënagoo wax ndax yaa ngi wax selon ñi nga xam ne ñi ngi dugg di la fekk ci ligne bi seenum xel ndax ñoo ma ëppum xel fuuf waaye ci ñoom laay référé wu pour dëgg la kon ci kanam tuuti ni ñu leen ko waxee dinañ ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy conséquences yi bu amee ay solution yoo xamante ne dañ koy proposer dinañ ko waxtaanee fi mu toll nii nag dañoo toll ci cause yi mu ngi koy wax nee na boo mën nga am jëkkër mu dem bàyyi la fi tukki bu yàgg mën nañ la dugal mariage forcé mais xam naa ne yow li nga koy tontu moom mooy ngor rek ñu garder ko ci biir sëy yi. waaw jërëjëf parce que ngor moom dafa doon loo xamante ni wax dëgg yàlla man fu mu amul dara du fa am ndax man dama koy wax sax sama papa biñ ma mayee soxna daf ma woo ne ma Xaadim ma ne ko mu ni ma sëy yombul mu ni ma sëy yombul mu ni ma sëy li Aminata wax nii moo ko yor mooy cofeel ak yërmande comprends nga jigéen gi faw nga am ci moom yërmande parce que jigéen matul gis nga jigéen ay pexe la yor góor mu am xel
yàlla moo leen bindee noonu matuñu donc kon kooku il faut nga am ci moom benn yërmande bi saa su ne di tàggat yërmande boobu continuer yar bi parce que ci ay ndoxal lañ ko tegoon bari na jigéen yu yàqu tey ci seen sëy mais ci seen jëkkër la jóge seen jëkkër ñoo leen dunduloo loolu ci beneen anam ba tax ñoom ñu dunde ko noonu parce que dafa am continuité yar boo xamante ni da nga ko war a yaraat jigéen saa bu ñëwee sa kër jóge ci ay waajuram ñëw sa kër dafa am continuité yar boo xamante ni da nga ko war a yar. Salma nga baal ma mais dafa am fenn foo xam dafa ma laal. parce que man saa yu ne jigéen matul rek daa am tuuti li may déranger tuuti si wax jooju peut-être que waxin la rek peut-être que waxin la mais wax jooju man dafa may xaw a déranger xam nga lu tax parce que gis nañu ay góor yoo xam ne jigéen na leen defar. c'est ay góor yoo xam ne dañoo nekkoon si loolu nekkoon si ay njaaloo yu métti. jigéen jël leen récupérer leen tegal leen si siraatal mustaqiim gis nañ ay góor yoo xamante ni ma ne la xoolal julli sax xamuñu ko jigéen ñëw for leen récupérer leen jàngal leen diine donc man suñu nee jigéenu matul daf may jaaxal parce que yow Amina xool tur bi macha allah Amina boobu soo xoolee histoire la nga xam ni mais le prophète Mohammed paye salut sur lui mais moom ci boppam mais jigéen mais moo révélé diine jigéen moo ko révélé donc su ma nee jigéen matul et en plus man gëm mën nga jigéen su matul woon yàlla du ko jox pour yar papa bu ñu ñëwaatee ci li nga xamante ne moom mooy cause yi waaye sama sañoon kii du rëcc waaye nag waaw dugg na foofu père ñëwal parce que waaw papa man li ma bëggoon aussi ñu dugg fi moom mooy cause yi ndax mbootaay bokk na ci li nga xamante ne daf koo yàq ndax dañ lay wax ku ñëw lekkal ku ñëw defal nii ku ñëw dajaleel ndax sa ndax mbootaay la nga tàmm dajale ay góor loolu aussi dafa bokk ci conséquences yi te parfois nag am na ci way jur yoo xamante ne duñ ko bañ buñ waxante dëgg Salma ko wax lan collection collectionné waaw do collection waaw collectionné rek waaw yàglu sa bopp dëgg ay raam doom ju ma jur ju ne mu leer ma ne kii sama deret gi naa ci barke borom Tuubaa doonu may rey rek waaye duma ko ba waaye nag loola nga xam ne moom ngay def te nga tuddee ko collection léegi dina pousser doomu aadama à ce que sax fu mu joxoñ fu mu jaar fu mu duut baaraam ñu ne ko du fii ba mujj tous les moyens sont bons mën na sax ëlbati ko sax fekk imaamu jàkka sax mu duut ko baaraam joxoñ ko loolu mu nekk lu am solo Aminata Paye bëgg naa aussi nga wax ma ak yéen seen génération ndax biirum fas bi ñu doon wax léegi am na xale yoo xamante ne ñu ngi ñuy seetaan buñ ko déggee dañ naan loolu démb la ñoom gëmuñu loolu am na koo xamante ne mu ngi nekk ci ligne bi nañ ko jël sëñ bi wala soxna si ñu lay dalal jàmm ci gis-gis allo salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. ngeen baal ma je préfère garder l'anonymat. waaw baal nañ la ko seen thème bi tey seen thème bi tey intéressant parce que maa ngi woowee extérieur. dëgg la. waaw mais ci mbirum adultère dama ci bëgg wax lu tuuti. du question éducation de base wala question kii parce que nit ki. dinañ la yar fañ la war a yare. def ci yow éducation bu baax jàngal la alxuraan sa parents yi def ci yow leen ñu war a def lépp mais lépp ci nit ki la boo doyluwul amoo ngor buggoo li sa moroom yi am nga am ko nga nekk ci buum ñàkk nekk ci buum parce que adultère bi on peut dire que nit ko am jëkkër la mais forniquer mooy nit ñi amul jëkkër donc je me dis que ñaar ñëpp benn la acte bi benn la lépp ci ngor la parents yi responsabilité bi ñu ci am mooy nit ki li ma la wax rek dinañ leen yar fañ leen war a yare def ci ñoom lépp lu ñu war a def dëgg la ni àdduna bi léegi moo jaxasoo nit ñi doy lootuñu amatuñu ngor amatuñu esprit savoir vivre bëgguñu dara ci seen bopp te nag li may wax bàmmeel xat na ku nekk na nga xool dëngëm. dëgg la te soo amee njaboot bëgg naa ngeen xool bu baax. way bu ñuy bàyyi sa doom. ñuy góor di jigéen. muy lu am solo. waaw Père Mbaye Ngor nag nekk tey kontaan naa ci moom taxaw. merci beaucoup Salma. waaw ñu lay jaajëfal di rafetlu li nga xamante ne papa moom mooy gis-gisam wax la nag lu am solo. Salma. waaw nañ jëlaat ki ci topp ñu ngi lay nuyu.
waaw soxna si daa mel ni kooku dem na Aminata. waaye kii am na kii yaa ngi gis kon su laalul tamit ñaari cause yi nga xam ne yaakaar naa ne moom la ba tax ma kii ko laal na ca benn dëgg la doylu gi doylu ci koom wala gore it waaw ci la ñàkk doylu am na ñoo xam ne nun ko amee baax man de Salma di ñaar ci barke sëñ Modou Abib Mbacke ne Salma loo ñëw rek loo ma ne nii rek man ma gëm ko man Salma damaa gaaw a gëm man Salma damaa gëm Salma loo ma diis yow gis nga noonu lay doxalee ak yow man loo ma wax rek ma ne lii la dëgg la loo ma wax rek Aminata Faye soo ñëwee na ma sam bopp bi day metti nangam jox ma nangam wala nangam barke borom Tuubaa Mbàkke su ma ko yóbbu dootoo ma teg bët waaye su ma ko yoree yow laay njëkk a wër ba gis la nit lu mu xamul ko waaw daf may gêné mais Salma ba bëgg dem intervenir feneen parce que yaa ngi ko doon wax dañ ko junj mooy wàllum sexualité bi tey jii xale yi dañoo teel a découvrir sexualité loolu tam day jur ñaalu ëllëg sexualité précoce parce que à 14 ans 15 ans yow soo xamee góor wala ku góor ko xam jigéen dañu am problème ëllëg si sa sëy si naka am na ñoom benn notion bu ñuy tuddee fidélité da ngay gis nit ne la man je suis fidèle déggul fidélité bi yow soo génneeg benn Amadou wala Doudou pendant 2 ans moom kese ngeen nekk lu nekk ngeen sékk ko ngeen bàyyante nga génn keneen pendant 2 ans 3 ans nga sékk lu ne ngeen bàyyante mais soo jëlee 5 ans est-ce que fidèle nga si 5 ans yi fidèlo léegi su la mayee jëkkër Idi Papa May Ngoone da ngeen may baal ñu jël ki nga xamante ne moom moo nekk ci ligne bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay ñu ngi leen di ziar. yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah na ngeen doon coono yi. tur bi nan la. waaw tur bi xam naa dama koy def ndax c'est la première fois moo di ci fere. kañ nga ñu koy fay. non xam naa ne bisu. yaa ngi gis li ñuy waxtaanee ma bàyyi la nga wax ñu ci sa gis-gis. waaw d'accord wax dëgg yàlla dama toog émission bi am solo lool. ma ne xaaral moo ndax c'est la première fois ci télé. dëgg la. waaw mais nag wax dëgg yàlla sëy. ñi koy tas bari na ci dëkk bi. dëgg la. parents yi bokk nañ ci surtout parents yi. parents yi dañoo war a defar sëy yi. dëgg la mais waru ñëw digal seeni doom ñaa ngi ko wutul ko am xaalis ak sëy la ko am xaalis. da ngay gis koo xam day dugg seen doom ci farata ak yàlla sunu Muhammad ñu bëgg koo takk bëgg koo yor ñaa ngi ko non kii nangam noonu nangam di ko wax ay wax yoo xam ne kenn xamul fu koy jëlee. en général yi tas sëy nag mooy ñi nga xam ne dañuy wër xaalis ndax góor dina la doxaan dina defal lu ne su la takkee du la defal dara. dëgg la. waaw nañuy bàyyi xel ci loolu. dañuy bàyyi xel ci loolu bu baax a baax. waaw jërëjëf. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Aminata mu wax lu am solo ndax déggoo kuy génn nit ñu naan laa muñal mais sëy lañ lay wax muñal te lu metti moom la ñuy muñ donc benn facilité bi ñu tàmm ci génn gi duñ ko retrouver ci sëy yi loolu aussi mu nekk lenn loo xamante ne mën na indi adultère. effectivement fekk si na ma ci li ma wax. ki njëkk a génn duma d'accord ak moom. parce que. ndaw si waaw sañ naa ko te. ah jeex na parce que gis nga nit muy ngor muy doylu muy muñ muy jikko ju rafet muy toog muy téye sa bopp ak lu mu mënti doon ci àdduna dañ koy def ci yow te lépp ci sa ay waajur lay dooree. di nga gis ku nu yar dóor dëgg la ëlbëti teg ci yoon di nga gis famille boo xam ni ñëpp ay jullit nañu. d'accord nga gis ku génn rek daal di dem daal di bokk ca noonu Rasulullah. famille bu nekk am na maram ak biraan di nga gis famille boo xam ne d'accord naa mais ñett ngi ba àdduna di tukki du changé. may ma wax la ñett yi yàlla di nga gis famille boo xam ne ñëpp ay jullit nañuy doon nga gis koo xam ne danaan bëgg nit génn dem ca noonu Rasulullah. déggoo li ma la wax famille boo gis dina am maram biraan. dem ca noonu Rasulullah dama ni ñett ngi ba àdduna di tukki du changé. mbalaan du doon sagar gattax du doon tagar seet bu jub du ragal xaxar. la ilaha illallah. est-ce que dégg nga li ma wax. seet bu jub du ragal xaxar. dégg nga bu baax li ma wax. dégg naa li ma la wax. voilà xam nga am na koo xamante ne gis nga nos parents. sont nos premiers repères et nos premières références. am na loo xamante ne dama ne la. ñi ne ci appartement yi ñuy tudd ci kër yi lañ leen tàggatee ba nu génnee ci kër yi dugg ci appartement yi. les parents yi léegi ñoom si boppam tey am na loo tudd sànq ñaar
muy ñaqu bootaay ak liggéeyu ndey. jamono yi ñu toll dafa changé ah. déedéet changé ndax am na ñu koy seetaan te xam ne mi ngi dugg seen dama ne la ñaqu bootaay changé na liggéeyu ndey changé na xam nga lu tax. nit day nekk ci safaan di ci am addunaam ci bi yàlla ni mu amee ay wàlliwul noonu la seytaane amee ay wàlliwu. ay ca téye ko foofu ñu ñëwaat ci yow sëñ bi ñu ngi lay nuyu. soxna si ñoo ngi lay ziar. yaa ngi ci jàmm. jàmm rek sant yàlla. waaw fin weekend bi nii Sen TV di la gunge ci li nga xamante ne moom mooy gis-gis. waaw Sen TV moom vraiment moom man moo war ci téléphone seen émission vraiment dafa neex. gis nga li ñuy waxtaanee ñu bàyyi la nga wax ni lan moo ci sa gis-gis. waaw sama gis-gis mooy. li père ma ngoone wax rek nit ñi ñoo amatul ngor amatuñu diine. dëgg la lépp nag ñàkk wax dëgg rek moo andi problème Sénégal. ñàkk wërsëg. wax dëgg rek. parce que da ngay ñëw gis nit muy ànd ak nit. ngay def say tiraanga. boo demee ba jëkkatoo. waaw beneen lañ lay farale. bilaay wallaay. bu boobaa da ngay gis sa bopp boo réagir noo xamante ne nii warul demee noonu. mais bu nit ñi doon fekk rek ku nekk da nga nekk ci lu noonu ñu la diw. lii nga def ni waroo koo def. déedéet wala lii nga wax ni waroo koo wax. problème du am. soo ko defee da ngay bari ay noonu mais nit ñi dañ lay li ñuy wax ne dañ lay wutal. fasu yaa biir waaye duñ la ko. wallaay su ngóob ma jotee nu daw bakkoog yow. waaw te nag vraiment yow moom dama kontaan ci yow trop. yow moom da nga ma neex trop. vraiment dig naa ci barke sëñ Modou Abib Mbacke dama ne du ma biri film du ma waxtaan du ma gisee li Gaston Mbengue wax barki dem nit kay sooy waxtaan ku nekk rek waxtaan na li nga dund rek billaahi barke sëñ Touba barke sëñ Modou Abib lu ma la wax dama koo dund am na yoo xam ne sax làmmiñ du ko laal dëgg la mu nekk lu am solo yow Momar Gueye moom vraiment seen émission dafa neex trop ak soxna si moom kontaan nañ waaw ñu koy jaajëfal doon rafetlu gis-gisam amee na sa fay foo nekkoon. xam nga li dal père nii moom la xale yi di tudd rof tàngoor. man doo ko ma tàngoor de dama ca sa mbokk ya daba ñang bu alaaji man dama d'accord ak yow dama ne daba ñang bu alaaji Sambay Gueye mu nga ne la su ma dëngee xam na su ma dëngul xam na. dëgg la effectivement. dama ci seen exemple nga ci Sénégal bàyyi ma njoon exemple nga ci Sénégal xam nga papa nag li tax ñu teg la fii du hasard ndax nag Sen TV dadul télé cuune kon nag du ñu jël koo xamante ne cuune la ñu ko fiy teg da nga di référence da nga di repère ñu teg la fi Iliman Thiam dëgg la mi ngi sant Thiam waaw nee na mook sa baay ñoom nooy nekk ca kii ba waaw mais nee na ma sa baay ku tàng la waaye daf maa bëgg dëgg la waaw billahi barka borom Tuubaa nee na ma ku jub ku kii la waaye nee na daf maa bëgg nee na sa baay daf maa bëgg dëgg la mu nekk lu am solo loo xamante ne am na tey wayjur yoo xamante ne Aminata buñ déggoon ni seen doom def na liñ naan adultère jaral na leen xaru ñoom duñ ko supporter waaye nag am na ci wayjur yoo xamante ne tamit ndam lañ koy def dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy tàggat gi Aminata Paye nee na wayjur yi tàggatuñu xale yi ci li nga xamante ne moom mooy sëy ñu ngi leen ciy tàggat mais ci naka lañ leen di tàggatee moom mooy xaadim buñ la waxee pour nga ut jëkkër utal ki la mën a yor ki mën a génne say wayjur ci situation yi ñu nekk loolu tamit da nga ciy dugg mbëggeel du la ci dugal mais da nga ciy dugg pour bëgg a dimbali say wayjur après nga dem après ngay fréquenter mbootaayu diryanke yi genre VIP après la ñun dañuy dangay dem ba dara du la sax bon àdduna rek ngay gis xam nga mooy li ma la wax léegi doom damaa sonn sa kër ndey wan nga maa indil ci kër gi ku ma génnee ci camay coono nan la lay kan la lay indil day génn loolu lay yóbbaale ci xelam li ma la wax sànq te père nanguwu ko dafa am ñaar dafa changé ñàkk bootaay ak liggéeyu ndey naka la changé nit dafay nekk ci safaan di ci am àdduna li ci biir ñu ñëw naan ñàkk bootaayam la wala liggéeyu ndeyam la pourtant ndeyam en âme et en conscience bu yëgoon ni ko doomam di amee dina dugg ci ruq mën a léeg-léeg sax xam na ko léeg-léeg sax xam na ko loolu liggéeyu ndey ñu jël ki nga xamante ne moom it téléspectateur la bëgg a dugg ci waxtaan bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi leen di ziar naka nga def maa ngi nii rek alhamdulilah tur bi nan la man maa ngi tudd Abdoulaye Ngom Abdoulaye Ngom ñu lay dalal jàmm ci gis-gis di la laaj aussi sa gis-gis ci li ñuy waxtaanee tey waaw damay rafetlu émission bi rek daa nga léegi maa ngi dugg di jéem forcément parce que yàlla dogal ma doog a dugg nii quoi dëgg la maa émission bi nga def nii dafa am solo daal waaw wallaay mu ko seeraan yàgg ma dem jënd crédit pour mën a dugg ci émission parce que fi ngeen laal nii daanaka maanaam lu Sénégal waroon a dëkk la daal parce que jamono ji léegi dafa changé trop. mbaa dañoo laal fii métti ci góom bi. waaw da ngeen laal fii métti ci góom bi. waaw kay c'est que nag maanaam waa tey nii comme li ki génn waxtaan nii maanaam parents yi danañ defar sëy danañ yàq sëy. waaw boo pare xale jigéen jamono ji xaw nañ li dox wax woo bopp tuuti. waaw ba tax na man théâtre yi ma daan seetaan bu njëkk ñu daan théâtre di def naan maanaam nga am jëkkër am far
maanaam jamono jooju maanaam ñoom dañ koo théâtre lu yàgg ci ñu ñëwaguñu woon jamono ji nga xam ne am jëkkër am far ci la gën a bare dal. dëgg la. léegi nag maanaam comme seen thème yi la tax ñu leen war nañ génnaat beneen théâtre boo xam ne xeex ñi am jëkkër am far ñu xeexaat ko tuuti. parce que théâtre bi dafa commencé te nit ñi tàmbuloo bi ñëw dudi loolu de trop léegi nag jamono ji maanaam théâtre bi passé na mais nag jamono ji la am jëkkër am far gën a bari waaw ba tax na maanaam nag war nañ jaar fañ jaaratoon yaat nit ñi day mel daal théâtre boobu moo déclenché mbir mi ci ñu ma ko mën a wax daal maa ngi jégalu mais nag dañuy war a reculer waat théâtre pour nit ñi arrêté bàyyi la nekk liñ nekk ni jamono ji li ñuy dugg nii parce que métti na nga am borom kër ba pare am far. dëgg la maa borom kër bi di góorgóorlu ci yow nga doxe ginnaaw bi def leen naka sunu noonu kooku mu jéemaani la ci góor ñi tamit nga am soxna mu toog di la xaar tamit ngay jaar ci yeneen bopp tamit kooku du ko jaar yoon. waaw bëri na ñuy nekk ci ay tolof jamono ji maanaam warante mooy am ci sëy bu góor gi yenn saa yi soxna si day correct nekk ci kër gi di góorgóorlu tey njaboot gi muy jàdd feneen. waaw dëgg la ma ne wala dafa dem. daa mel ni dem na. dem na waaye bala ngay ñu koy waaw ñu jël ki ci topp. waaw. da ngeen ñuy dégloo ci téléphone bi te bàyyi télé bi papa. waaw mooy ki génn. dafa laal fu doy waar jël jigéen wàcc ko ginnaaw maanaam mel na nga yor sa bitéelu laaj ko lañu sànni ko xeeñu ca fukki at mën nañ laa ginnaawu xeeñu ca loolu la wax. loolu la wax distance bi dafa yàgg. waaye su ko indee ci genn wet gi na ko indi ci geneen fànn ga. muy gan. jàpp jigéen yaa nga ca kaw nga ne damay jéemal nag topp ngor ak sutura ak teranga ndax kat day sama mbokk wala dama koo jël ak ngune wala day sama xarit ne ko coppet ñaanal ko visa moo am nga jëlal ko billet mu dem daal di wàcc ñëw fekk sa la fa nga nekk yaa xam ban dëkk nga nekk. dëgg la nga ñëw mu nekk fa réew ma kenn du fa duma jigéen mu gis ko la ëpp xaalis wala mu gis tubaab ba ngay liggéeyal daal di koy tott tubaab ba ne ko coppet aw ay bëgg fa am nga taxaw ne ko di nga ko dàq mu ne ko duma ko dàq nangam wala su ma ko dee tax nga jël ko ne ko coppet dugal ko avion daal di koy delloo ci réew mi nga toog ab diir tubaab ba ñëw topp ci ko wala nit ko ñëw topp ci ko ndax moo lay ëpp xaalis ca réew ma dem naa Paris gis naa la fa nekk waaw dëgg la dëgg naa sama tànk foo dëggul sa tànk de waaw père weddiwu ma ko dëgg naa sama tànk foo dëggul sa tànk de effectivement muy wax loo xamante ne lu am solo. waaw dama bëgg a ñëw boo yeggalee rek après am na lu ma bëgg a waxtaan ak Xaadim. damay ñëw ci ki génn dafa am tomb yu am solo yu mu laal. bokk na ci bi père wax nii. te muy lu nekk dëgg mais am na beneen bu mu laal boo xamante ne parenthèse la waaye lu jar a bàyyi xel la. dëgg la xam nga moom mooy lan tudd na théâtre yi. gis nga liñ naan bi waykat yi bëree la concert yi bëri tey bi troupe théâtrale yi bëree ci la ñaawtee fi fës. te moom mooy ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew dañ leen di théâtre fii di leen wan ni li fi am moom mooy da ngeen di tukki wan ñu ginnaaw seeni soxna dañ leen di mooy non loolu amul. am na ñoo xam ne duñ leen jéggi de. seulement am na ñu baax jigéen ñu baax dama ne la fii toute règle a une exception. Aminata maa ngi jéggalu ñu jël soxna si ligne bi soxna si nuyu nañ la. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm bu baax. tur bi nan la. dama doon wax thème bi am na solo trop. waaw ñu ngi koy seetaan depuis Saint-Louis. ñu ngi koy jaajëfal di nuyu waa Paris yi ñuy seetaan yëpp Aminata continuer. waaw dañu bëggoon nga bàyyi fi dem mu continuer wax ji parce que lu muy développé am na solo trop. borom li ne yu noir am na solo trop. Xaadim Lo jaatuñ ko sànq ba léegi. dëgg la dinañ ñëwaat ci moom léegi. waaw incha allah merci ñu koy jaajëfal di nuyu waa Paris yëpp. toute règle a une exception. dëgg la loolu am na wante ça fait partie dans les rares cas am na ñoo xamante ne dañuy toog fukki at duñu gis borom kër ñu ngi ci seen biir kër gore yi toog di muñ
dëgg la sànq am na ku njëkk a génn tudd na wàllu mariage forcé tudd na may nit koo xamante ne bëgg ko lan moo ko ci dugal ndaxte ay waajuram dafa gis ne cas social dafa nekk ci kër gi chaque jour que jëfee ñu jël lépp gàll ci loosam dafay uti ji borom kër boo xamante ne il faut mu am koom pour mu mën a faj loolu mais kooku bu demee ba gis leneen lu mu bëgg nu muy def xam nga yooyu noonu il faut que ñu énumérer ko d'abord gis nga li ñu wax naan parents yi dinañ defar sëy waaye dinañ yàq sëy ku wax ci sëy bi wax ci fase bi ku wax ci sëy bi wax ci fase bi ñu ngi wax wàllum adultère Khadim boobu ba léegi nag ñu ngi koy jiñ xale yu jigéen ñi waaye nag ci mag ñi la ëppee fuuf waaw loolu la gars yi nangul wax mais bien sûr que si mag ñi la ëppee. surtout ñu ñuy tuddee diriyànke yi nañ ma jéggal. Salma sëyu mag yi dérangé wu moo ëpp fuuf sëyu xale yi dérangé wu te gars yi bàyyi woon ci xel. wallahi lazim parce que gis nga xale yi ci mag ñi la ñuy xool wax naa sànq ne mag ñi dañoo war di def seen loxo ci sëyu xale yi waxuma ñu indi seen jëmm ndax tey tel ne plus les situations yi gars yi doon wax ay nag kii nu mu tudd fas boobu yooyu man sax xaw ma ko. mais xam naa jigéen juy mooy conséquences yi ci doom ñi lay feeñ. ndax lii lépp buñ ko dajalee conséquence gi mooy xaw ma li sawee ku ëmb xaw ma sa lan feeñal sa kii. conséquence bi mooy say doom lay feeñ donc aujourd'hui nañ nangu ni crise des valeurs moo am ndax lii lépp après fi muy jublu mooy dañoo amatul repère amatuñu ay valeurs. nit ñi amatuñu ay ngor parce que nit ñi ngi bàyyi seen jabar yi bu njëkk da nga doon gis ku takk jabaram dem ci xare am fa ay at. dëgg yàlla am ay ati at te pourtant sa jabar jooju ni nga ñëw après ci nga koy fekkaat ni meloon ñenn ñaa ngi nii 100 mètres yàlla na leen yàlla dimbali. am na ñoo xam ne dañu leen fi tëj correctionnel ay 10 ans 15 ans seen jabar yi ba léegi ñoom ñooy yanu. bool di leen ko indil taywuñu sonnuwuñu maaruñu da nga doon gis bu njëkk nga xëy suba teel rek ñu koli la ne la may nañ la diw boobu gumba lay doon wala lafañ lay doon. nga dem di ko sëyal ba am ci barke am ci doom yoo xam ne doom yu am barke lay doon. non loolu jikko kaw kaw la ndax. góor mais tey il faut père ñu ñëw si benn affaire gis nga mbëggeel gii gars yi di ñu imposer am trahison am war am naxante am haine mbëggeel boobu du suñu aada du suñu cosaan. xamuñu ko. yow kii may ma ñëw mbëggeel googu xamuñu ko ñun. dañ ko instauré si ñun. moo tax xale yi di dund appartement ñu ñuy dundool loolu sexe. teel a dund sexe. luxe di gis affaire yoo xamante ni nii c'est dégueulasse ci town bi boo koy gis. mais ñun loolu xamuñu ko. ñun mais yow ñaata boromi barke ngay gis fii nii seen yaay dañu xëy suba teel rek ñu ne leen dem leen ngeen sëyi. te xamuñu lañ fay fekk xamuñu sax kañ fay fekk. ñu dem fekk fa ay goroog ay affaire sëy ak ñoom ba tey mais tey jii nii yaay yaa ngi nii. affinité bi doom ji di am ak jabar ji ñuy commencé di nekk day dem ba jural jalousie sa yaay mu commencé ruux say rak mu commencé créer say doom sëy yu bëri di tas goro yi ñoo koy tas. donc c'est des trucs yu nga xamante ne gis nga mbir mi ak thème bi li ci laxasu ak piste yi ñoo bëri. dafa bëri. moo bëri ba nga xamante ni donc thème bu sensible la waaye itam war nañ dellusiwaat waxaat nit ñi loo xam ne ku si ne si ñun wax li nga gëm. pas autant mais wax li nga gëm li nga xamante ni teew tey. bu ñu ko waxee topp yoon boobu nii dina wàññi lu bëri ci société bi parce que lu bëri mi ngi yàqu te fii la dooree quoi. papa ñu may papa. Xaadim li muy wax ci conséquences yi xam nga lu ko olof tuddee deretu bopp du mooy mbagu borom. père bu gedd ñëw. déedéet. Aminata Paye papa. dafa am fu mu dem daal di fay ay boppam. waaw nee na bu njëkk ba doon la naan coppet jël la yóbbu la ci ak kër goo xam ne doom yëkk ngeen di doom ak doom wëllu dootoo xam kii maanaam sa mbokk la rek yow loolu rek nga ci xam nga ñëw te di nga sëy ba dee du loolu nga wax mu doonoon lu baax papa doguma la nañu jël ki nga xamante ne moom it bëgg naa bokk ci waxtaan bi gis-gis soxna si noo def yaa ngi ci jàmm tur bi nan la di ñu ko fay waaw incha allah dinaa la. kon lebal nañ la ko. waaw mais dégg naa leen. maa ngi suivre seen émission. dëgg la. man mii di wax ak yow. nga yëkkati kàddu bi tuuti rek déggante bi neex. waaw d'accord dama ne man mii di wax ak yow. au fait man maa ngi jégalu ci kàddu gi mais dama am jëkkër en plus dama am copain. da nga am jëkkër te da nga am copain. lan moo waral loolu soxna si. parce que sama jëkkër mag la te jeune bi li may apporté daal temps bi mënu ma ko apporté. moom mooy lan.
mooy li may nekkee ku góor ki di ko sentir dama ko sentir paa bi. lan moo tax ba nga yëgee ni mënatoo nekk ak sa borom kër te am nga ndaw booy bëgganteel ñaanoo baat nga génn ci boobu la sëy pour dugg ci beneen. parce que paa bi dañ ma ko forcé et tout sama famille yaa ngi ko forcé yaa ngi leen xam. mais man jeune bi laa bëgg te nangu na nekk ak man tamit. ci may loolu noonu yaa ngi leen xam. yow yaa ngi génn ak jeune bi ku ne xam na ni nit booy bëgganteeg moom finalité bi moom mooy ngeen marié wu am ay doom ndax loolu séntu nga ko ci ndaw si ci jeune bi. waa ba tey mënuma. ndax yaa ngi ci buumu sëy. xaw ma daal ni ma ko mën a waxee mais dama nekk ak taa bi mais teewul bugguma ko jeune bi daal laa bëgg. ne buggul paa bi dañ ko forcé fi mu nekk nii nag jot na papa nga moom mi ndaw si ñuy woo mu waxtaan ak ay waajuram defe naa ne génn ci boobule sëy. soxna si ma bàyyi la ak suñ papa. allo. waaw soxna si na nga def. maa ngi fi soxna nga ne. waaw yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu wér. waaw ba góor gi moo la yoral kii moo la yoral sa dund. noo ko góor gi yoral ma dund paa bi moo ma yoral sama dund. paa bi laa wax may ndax paa bi moo la yoral dund. waaw moo ma yoral sama dund. parce que moom moo la dëkkal. moo la dëkkal. waaw moo ma dëkkal waaw. mais paa bi tàlli na dina joxe xaalis. waaw paa bi daf lu ma bëgg bu ko def ren mais jeune bi moom mooy loolu day takkale nii rek. non ni nga rek man kay xam naa jeune bi li la paa bi jox di koy jox dama lay laaj ma ne. yow paa bi yow léegi. mënoo taxaw ak moom ndax xam nga ne loolu ngay def ëllëg est-ce que xam nga li lay xaar sa diggante ak sa borom. non. waaw xamoo li lay xaar kay sa diggante mooy li Xaadim loo doon wax. waaw mais mën nga kii léegi libéral paa bi. libéré ko yow dem na papa dem na nga libéré ko. xam nga li Xaadim loo doon wax dafa am solo papa. mooy wàllum diine ndax bi nga ko waxee ni ndax xam nga li la war sa digganteeg sa borom. xamu ko te it nag jiit na ba dem ndax xam na li nga xamante ne moom nga ko moom nga doy na waar li muy def. mais nga baal ma de mais jeunes yu bëri nii. mais dañoo foog ni. après lii nii. dara du la ci fekk. non attends père du question dara de mais dañoo manque sensibilisation. ak information gis nga tey. benn jigéen bu njaaloowee ci sëyam na ko wóor ne day continuer di njaaloo rek. illa abada. parce que loolu benn loolu waxuñu ko sax intention am xelu njaaloo sax ci sëy. mënu si jur doom ju baax waxuma la ak. dama ne soo ko xasee def dootoo jur wàlliwu. jeex na tàkk benn génn nga ci ma tegal la ci ne la intention def lu bon ci sëy. boo ko defee doo jur doom ju baax waxuma la ak wàlliwu. léegi nag xale yii nii di dund di seen énergie. dafay jeex ci. dundu sexe di ko dund dem ci appartement yi parce que booy léegi appartement yi lañ jël dañ fay dem di fa dem au lieu ñu dem jàngi mais dañuy nekk ci appartement yi dañuy dem ba benn instant soo tuddoon yàlla sax effet bi xol bi war a am ci sëy ñoom duñ ko am wala moo dal gis nga kii nii moo dal kii nii Xaadim yaa ngi wax lu am solo papa yow it li ngay wax am na solo kon adultère la ñuy waxtaanee tey ci plateau Sen Show gis ngeen nag waxtaan bi moo ne ndax cause yi ci plateau gis-gis dama juum waaye xam nga nag nit ak la mu tàmm. damaa tàmm Sen Show gis-gis la ñu nekk gis-gis la ñu nekk ndax sax nag man gisuma Binta Mané gisuma El Hadj Ndiaye doon waaw nañu jëli la page bu ñu dellu see daal di continuer waxtaan bi à tout de suite. Vous avez votre décodeur TNT by Excaf. Retenez la très bonne nouvelle. Pour tout abonnement de 3 mois et plus, Excaf vous offre l'équivalence en semaine. Ah, moi, je m'abonne 3 mois et je bénéficie de 3 semaines gratuitement. Quelle aubaine! Moi, je vais m'abonner pour 6 mois. Comme ça, j'aurai 6 semaines gratuitement. Alors, pour 12 mois d'abonnement, vous bénéficierez de 12 semaines gratuitement. Avec les décodeurs TNT by Excaf, les meilleurs restent encore à venir. Offrez plus à votre bébé avec les couches Kalinex. Et oui, Kalinex finance les études de vos enfants dès leur naissance. Jusqu'au 31 décembre, achetez les couches Kalinex, découpez 3 logos Kalinex, mettez le tout dans une enveloppe et envoyez à BP 2603 Dakar RP. Donnez la chance à votre bébé de bénéficier gratuitement de la prise en charge de sa scolarité de la maternelle au primaire. Chaque mois, Kalinex choisit 2 bébés et finance leurs études. Service client 33 864 17 88. Kalinex, la douceur d'une maman.
Deltanet TV revient en force avec de nouvelles chaînes, un bouquet numérique avec plus de 100 chaînes TV et radio. Rien que pour vous, Deltanet TV met à votre disposition un décodeur plus un mois d'abonnement de la formule Yongama à 15 000 francs rec. Ce n'est pas tout. La cerise sur le gâteau, c'est aussi les chaînes Canal Plus en option à 10 000 francs CFA. Liki Deltanet TV, information, sport, cinéma, jeunesse, documentaire, musique, religion, Kouyirniak. Pour tout renseignement, appelez vite Deltanet TV au 33 869 99 99 Dakar, 33 954 73 78 Géoprestige Mbour. Deltanet TV, le meilleur du numérique. mbokk yi mbégte ak bànneex la leen jooni indil nee na seeni facture Senelec SDE TNT ba ca woyofal boo ca fay ca point jooni ba du la dikk lu dul ñeen fukki dërëm dong te yamul foofu de bés bu yàlla sàkk dana tànn ci yéen ñett delloo ko njëgu facture ba mu fayoon ñene ca point danañ ci tànn ñaar delloo leen njëgu facture bañ fa fayoon loolu yëpp am na leneen loo xamante ni bii nag moo ko gën a neex de boo too yoree sa bit fee toog ca sa kër moo xam sa lal wala sa oto nga daa dee envoyé fay sa facture du am benn frais te itam mën ngaa bokk ca ña ñuy tànn delloo waat leen seen njëgu facture. jooni ki koy mën ak ki koy jéem duñu benn jooni nii soxla su teew moo ci gaaw. ñu daal di continuer gis-gis sur la Sen TV di leen fàttali ne rek yéen nit ñu ñuy seetaan te bëgg a joxe seen gis-gis ci thème bi mën ngeen ñu oo ci 88 628 89 90 ngeen bës 2 bu fekkente ne da ngeen nekk à l'extérieur mën ngeen ñu oo ci 33 841 02 20 gis-gis nag tey moom la ñuy waxtaanee bu dee am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko doog a continuer. waaw kon nañu continuer waxtaan bi papa ñu ngi tollu woon fu am solo Aminata nga ni bala ñoo ñëw ci papa. ci ligne bi. dama bëgg parce que dafa am loo xamante ne tey bu nit osé ba def ko. yow tamit bul am matadiwu ban ko wax. fi muy teg tànkam. gis nga lii problème bi jamono bi ñu toll xam nga moom mooy lan lu nekk ñu oyofal ko la banalité est la mère des vices te moom mooy loo def ñu ne ak garaawul wala dafa di gone dina jàll dina ko bàyyi. moo waral tey nit toog ci fu la askan wi yëpp di seetaane nga am sañ-sañu wax yenn ñaawteef yi ngay def yoo xamante ne ku la ci fekk dalay xeeb gis nga nit ñi il faut ñu xamal leen lenn lu ci nekk boo ko defee lu la ciy fekk te beneen bi aussi tamit lu wa non dëgg la gis nga am na yoo xamante ne su ko nit defee bul nekk di ko laaj yenn question yi duggal directement ci répondre ko wax ko ne ko fi nga teg sa tànk du foofu ndax dañuy seetaan di ñu déglu am na ñoo xamante ne xamuñu woon ñaawteef mais teg biñ ci teg seen bët wala dégg nit wax ko moo waral ñu essayé ko ba am nañ ci mel tey kon nag Sénégal gii nii ñu nekk nii jamono yi nii te ma wax la benn affaire gis nga lu bon ak lu ñaaw su ko àdduna yëpp àndandoo woon di ko def du tax yàlla daganal ko déedéet waaw lu araam la te lu daganul àdduna mënul tax mu daal di dagan waaye nag papa ñu ngi wax li nga xamante ne moom mooy conséquences yi defe naa ne fu nekk laal nañ ko téléspectateurs yi nga xamante ne aussi dugg nañ jot nañ am fuñ ci laal ñu ñëw ci conséquences yi ndax nit bu doon dugg ci sëy Xaadim mu ngi koy wax di ci doon dugg pour jur doom ci pour am ci doom ju baax mu ngi wax ne boo ci duggee juratoo ci doom ju baax mais dafa mel ne léegi objectif yi bokkatul objectif yi dafa changé booy dugg ci sëy léegi li la ciy dugal moom mooy sa situation daal di changer donc daal di am oto dëkk kër gu gën a rafet donc luxe bi moom moo leen gën a intéressé donc nag ma bàyyi nga dugg ak ñun ci conséquences yi ndax ñu ngi doon wax doo ci jur doom yu baax mais maladie yaa ngi fi leneen ak leneen ñoo ngi fi. waaw loolu moo ci gën a tuuti yow tamit su fekkente ne dangay moy am na at yoo xam ne di nga ko dund war a toll fa nga toll war a am la nga am war a mel na nga mel war a gis léegi soo doo fa egg ci aw yaram boo xam ne dafay mooy ak yaram boo xam ne du mooy ak yaram boo xam ne dafa sonn ak yaram wu sonn ak yaram wu nekk cib sëy ak yaram wu nekkul cib sëy soo leen gisee rek xàmmee leen duñu doon benn mukk. xëy na père nga baal ma loolu moo mujjee mais xam nga li jiitu lan la sëy tout d'abord jaamu yàlla la d'abord ku ciy dugg jaamu yàlla la te da ngay jaamu sa borom xam nga ndax lan duñ ko def jaamu
suñu digganteeg yàlla duñ ko def jaamu clientélisme non damay jaamu pour fay naar bi xoromaam non jaamu pour delloo mbattu candaa la ma naanee woon gannaaw ba ma bindee def ma ay doomu aadama may ma ay xéewal ndax nit a ngi fi am at yi nga am sëyul te amul lu ne ci yow te newul ci moom te tax yow nga sëy moom sëyul non jaamu yàlla la d'abord tey kenn ku ci nekk conséquences yi liñ cee xaar ëllëg moom mooy lan am ngërëm tey lan moo gën a neex jigéen ji nga xamante ne borom këram dafa taxaw ci digg penc gërëm ko bàkk ko kañ ko waxal ko satisfaction bi mu am ci moom tout d'abord loolu lañ ciy xaar ëllëg si biir tey diw nit jóg nekk koo xamante ne borom barke la wala ku ñuy tudd la wala ku ñuy xaar la mu dox daagu ñu ne doomu diw la ñu ne ndayama sonn ci kër baayam xam nga yooyu yëpp ay conséquences la mais buñ ko jëlee ci noo am doom après am ay barke non jaamu yàlla bi d'abord ak yi nga xamante ne moom moo ñu ciy fekki ëllëg ak si ay xar baax. Idrissa nga jàpp lenn ci ay conséquences. waaw man conséquences yi déjà les prisons am na ñu bëri ñoo xamante ni fekk nañ seen jabar ak keneen wala seen jëkkër ak keneen ñu def maar del taali kaso direct. ñu def maar del taali waxal. bon ñu daal di mooy. bon maanaam doon ne fekk na seen. yow tey gi nii par exemple yow tey gi nii par exemple yow soo fekkee sa jabar. c'est que père yow da lay topp ba nga sës ngay daw. voilà yow dafa am gune yu déglu te xamuñu. waaw de xamuñu yow tey gi par exemple yow. mais l'adultère. déjà c'est un délit la. adultère tey gi nii yow nit ki. délit la su la porté plainte nga tëdd kaso. waaw déjà yow su fekkee yow ku góor ki yow nga bett sa jabar. muy adultère ak keneen. mais yow mën nga réer keneen ki par jalousie mais bëri na fi ñoo xam ne loolu la ñuy woowee crime passionnel. waaw bëri na fi. léegi soo ko reyee léegi dafa war a tëdd kaso. waaw rey nit kay moom kenn ko caaxaan na. père nag loolu du question. waaw ndax adultère parce que nit ki mooy na parce que trompé na la. mu dem adultère. merci léegi soo ko reyee da ngaa war a dem kaso. Salma doo ma ko laajal ndax. maanaam kooku def loolu moom ndax. waaw ki ka rey homicide involontaire lañ maanaam ka def adultère ba. waaw ndax moom suñ ko bàyyee maanaam su ko waa ji bàyyee seetaan ko bañ koo rey ndax ab néew la buy dox wala ba tey nit la. non xam nga loolu moom bon ce qui est sûr c'est que wax naa ko sànq islam wax. voilà non dugg naa sànq wax naa ne la adultère déjà c'est un délit nit ki moom su la yóbbee yoon. su la yóbbee yoon mën na si am ndam. ndax ab néew la wala nit kuy dox la di dem. Idi def adultère Idi loolu la réponse elle est simple atte bi foofu diggante moom ki def la ak boroomam. mu jeex effectivement non mais dara amul déjà yow diggante nit ñi déjà dañ koy layoo. Iran Ndaw yaa ngi may dégg. waaw diggante nit ñi déjà yow tu vas répondre de tes actes. ndax kooku ab néew la buy dox. wala nit la. papa ñu bàyyi ko mu yeggali gis-gisam ci conséquence. léegi beneen conséquence bu am mooy tamit si wàllum baatin yow sax xam nga ni njaaloo day tëj kër gis nañ ay kër yoo xamante ni waaye sa jëkkër ndeysaan day jug dem wuti du am dara. effectivement da nga koy ndax ndaw si dañ koy day tëj kër gis nga njaaloo képp ku koy def laa xool ñuy góor ñuy jigéen. da nga koy xoola bul étonné wu quoi su fekkee yaa ngi yuutu dara jotoo ko wala dara nga naan yàlla ma mel ne kenn sa bopp rek loolu déjà conséquence bu désastreuse si famille nga yàq famille leneen la déjà mais wëy bi yow say doom yow xoolal wëy boobu noonu bu ñuy am dañuy màgg ëllëg ñu leen di ko kii si koñ bi naan la yow sa papa moo def loo seer parce que aussi man gis jigéen ñi ñu ngi leen ak sa mais tamit góor yi il faut ñu wax ak ñoom y a beaucoup d'hommes yoo xamante ne dañoo baissé seen base responsabilité dañuy daw responsabilité bi nekk sa kër nga ne bon parce que soxna si mokkul pooj wala jonge wala dara damay wut gel ci biti dafa yomb su mokkul pooj jàngaloo ko Idi loolu moo mujjee góor ñi nga xamante ne lan mooy seen vice moom mooy séq ak borom jëkkër nag waaw mais loolu c'est pire yow est-ce que xam nga yow maintenant yow même dans les entreprises billahi y a des femmes yoo xam ne dañuy ñëw di déposer CV laa wax xoola yow duñu xool sa CV yow ñu ngi xool yow déjà ni nga bindoo et ku jàkkaarloo yow bàyyi na jabar kër ga. Idi nga baalaan ma jël téléspectateur bi nekk ci ligne bi. su ma ko gis ci Medoune Diop si plateau. rof tàngoor. su fekkente ne kii la tissu bi fii laa fil la. Maysa moo ma ko jox. kii du raf tàngoor de laaj ko Cheikh Sarr. Maysa moom moo ma ko jox mi ngi Colobane il est le meilleur actuellement ci fii laa fil. mu nekk loo xamante ne lu rafet la kontaan nañ ci li nga def suñu papa écritel baa ngi noonu numéro bi ku ko bëgg am rek nga daal di ci dugg. Salma papa doo ñu proposer ay solution ba la ñoo tëj. solution nag yàlla dafa def. waa Thiaroye yi ñi may déglu bëgguma nu jëppi ma ndax kon doon xam ne damay waxut safaan. ndax man gëmuma mbëggeel. dëgg la. sànq dag maa dagg moom laa doon bëgg a laaj kii. li mu ne mbëggeel amatu fa ma laaj ko ne ko est-ce que mbëggeel am na est-ce que nit dina bëgg nit. saa gis ba nit soo ko bëggee. doo ko wutalee keneen. déedéet doo ko waralee ak keneen. déedéet nit soo ko bëggee. am na yoo xam ne doo ko def ci këru àdduna. déedéet.
man yow damay wax ak yow rek di jaarale message bi ci yow. mais am nga ay mbokk yu sant Diakhoumpa dëkk caaro yi ci boppam dëkk caaro yi géej ak ña dëkk caaro yi géej ñëpp. xam nañ ne lu ma la wax dëgg la. dëgg la man bëgguma kenn samay doom yi di jàng. te kenn ki nga ko doon bëgg a héberger Claudel fàtte nga ko. dëgg la maa ngi ñoom Pape Cheikh Sylla ñooñu laa am. ñooñu ñoom laa taxaw. kon mënuma cee wax kenn ban solution moom laa lay digal ci jigéen. ba jigéen du la war. wala du la gaañ wala doo ko fekk góor. mbaa du lekk sa alal dem sa yoon mbaa du la jiñ ëmb mbaa du la teg diil. mbaa du la dóor martu. kooku moom solution boobu moom mënuma ko wax jigéen fu mu koy Papa Mbaye Ngoné Fall ñu koy jaajëfal di ko remercier moom lañ àndaloon ci plateau gis-gis suñu papa mu nekk moytu waxtaan bi nag niñ leen ko waxee rek moom mooy xool li nga xamante ne moom moo fi baax ndax waxtaan la ñu wax gis-gis ku nekk daal di jox xalaatam mu nekk nag feebar ci askan wi mu nekk lu leen di gaañ gis ngeen cause yi képp koo xamante ne nag bëggoo dund lool di adultère liñ fi jot a lim yëpp da nga koy daal di moytu wax nañ leen conséquences yi ku bëggul mu dal la da nga koy daal di moytu képp koo xamante ne aussi nekk nga ci te bëgg nga cee génn wax nañ leen solution yi dañuy ñaan nag yàlla mu daal di ci indi ay saafara moom mi mën a saafara doon kontaan nag di ànd ak yéen di remercier suñu ay invité Aminata Paye Khadim Lo Idrissa yow koy dina am ñoo xam ne pour bëgg a gindi ko kumpa dina leen jaral ñu ne alxeyri waaye kooku ndax su ne alxeyri dina ca mujj ak yow ndax su amee la mu doon wut du ëlbati ku dem yoonam ndax am na góor ñu ko mën am na góor ñoo xam ne jant bu nu ànd ak yow suñ la labatee ba xëy ba xam la nga xam ne xew na ba woon la ginnaaw soo matul gànc ngay doon ndax dina la tàmmal loo xam ne soo ko amul di nga ko wuti. kon papa bu ma la déggee conséquences yi bëri na. buñ ko ci tënk rek am na ci ñoo xamante ne ñàkk doylu la am na ñoo xamante ne dañuy dund bu metti la. am na ñoo xamante ne tayuñu ko am na ñoo xamante ne aussi bon rek moo leen jàpp. am na ñoo xam ne góor lañ cay dugal. am ñoo xamante ne góor lañ cay dugal waaye papa comme li ñuy wax rek nee nañ lu ngor mayewul diine nanguwu ko. donc defe naa ne adultère moom ngor mayewu ko te it nag diine nanguwu ko Aminata Paye yaa ngi koy jiiñ ñi nga xamante ne moom mooy wayjur yi mais aussi est-ce que tamit nag ndaw ñi duñu xoolaat defaraat seen toogaay ndax jigéen boo tàmmee di dajale ay far tàmm ko dootul dem ba garaawati ci yow te yow boo xamee ne jigéen nga ala kulli aal ci benn borom kër rek nga mën a yem loolu ngay tàmm est-ce que du dem ba boo duggee ci sëy moo lay dugal ci yeneen tuuxi duna ndax day dem ba dootul garaawati ci yow. effectivement mais avant may ñëw foofu ma dama am tey ñoom ñett ñëpp dañu wax mais am na côté bu ma déggantewul ak ñoom. damay njëkkee d'abord ci Idrissa Sy Idi nee na bi sëy yi nu mu tëddee bi sëy jafee la mooy yomb du ma d'accord foofu. xam nga lu tax am na ñoo xamante ne ñun ca ba ñuy ndaw ñu maaseeg suñu ay wayju ba suñu ñun bi ñuy nekk mag lañ leen di gis ñuy doog a am borom kër. te taxul mooy yomb leen. dëgg la yaa ngi dégg papa du ma d'accord ak moom ci benn côté parce que dégg naa ko mu am yu mu lim. waaw benn damay faral di wax ni. mbon kenn du ko judduwaale. du nekk ci sidit du nekk ci deret. Dieu créa l'homme à son image te dañuy ne doomu aadama booy ñëw ci àdduna feuille vierge ngay nekk lépp lu am ci yow dañ ko cee def. Xaadim du ma déggante ak moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ci wàllu tànneef ci jigéen dafa jiital diine teg ci jikko indi ne troisième bi mu ci teg xam nga ban la na bokk ci famille boo xamante ne na ko leer ne ay famille sëykat lañu. juddu bu baax ak mu nekk famille boo xam ne leer na ko ne ay sëykat lañu. je pense que loolu tënk na lépp bu ma ñëwee ci question bi ma laaj. dëgg la li nga wax ndaw ñi tey problème lañu. waaye danga maa fekk si waat ci li ma wax xam nga lu tax. tey si biir kër gi je pense que ngoro woo fa lay tàmbalee mooy boo amee tey koo xamante ne ma ngi lay jéem a labat léeg-léeg boo nekkee koo xamante ne nag say waajur seen fulla ak seen fayda may ñu la yenn nu mu tuddati yenn doyadi yi soo amee ku lay labat day ñëw ci kër gi. buñ fi gisee kenn. gisaat fi keneen tul de ami. si léegi ngoro yi est-ce que nekkul ci appartement yi. waaw xam nga lu tax ba Ndakaaru soppeekoo la wante fa ndox daan taa ba léegi boo demee fekk fa ay tepp-tepp kër yi nga xamante ne yow ku la daan labat ci biir kër gi lay ñëw ba tey boo demee yaa ngi fay fekk waajur bi mooy xam diw a koy seet su ñaar ñëwee mu ne ñaar ñii tànn ci kenn ñu may la ko ba tey di nga dugg ci kër nga ñëw fa ñëwaat fa mu yow góor. waajur bi woo la laaj la luy sa tànk ci biir kër gi wante xam nga problème bi lan moo tax ngoro yi di amee ci appartement yi moom mooy parents yi teel a banque seen loxo yow nga dem comme thème bee ñu jóge nga dem tolloogoo ci def ak dindi nga ñëw yor kër gi yaakaar naa ni ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa. waaw kon Idrissa dégg nga li nga xamante ne moom la ñu wax adultère ci li nga xamante. dafa am fu ñu tënku mooy dañu tënku ci yonent yàlla Muhammad bu dee jullit nga dafa wax ne jigéen. des na ko tànn ci ñett jigéen des na ko tànn ci taaram
wala nga tànn ko ci alalam wala nga tànn ko ci diineem mu ne yéen sama xeet maa ngi sàkku ci yéen ngeen tànn ci diine. donc ñu wax ni yar gi muy wax dafa reposé waat ci diine ndax ñun yonent bi moo ñu yar donc yonent bi dafa teg ay aspects yu nga xamante ni moom la ñuy xool ci jigéen boo ko ci gisul rek yow bàyyil mais Aminata dafa wax tey lu am solo. muy ndaw yi dañu ñàkk valeur actuellement nii dañu ñàkk aussi repère te loolu lépp après fi muy répercuté waat si waajur yi la. ndax tey xale indiwu fi boppam mag moo doon toog di ñaan yàlla may ko doom donc doom jooju noonu bu ñëwee dafa am lu tax yàlla wàcce ko ci kaw suuf ci kooku muy ci yar ci teggin muy xool ci papaam di xool ci yaayam pour que moom bu subaa mu mën a jaar ni tànk yi nga xam ne papaam ak yaayam ñu ngi fay jaar quoi. donc waaw ci loolu noonu xam nga mu doon loo xamante ne aussi lu doy waar la ci société bi mu doon lu ñu war a jóg war ko waxtaane ku si ne war ci xamaat sa bopp pour que ndaw yi mën a am repère bu tegu ci yoon. loolu moom moo am solo looloo waral sax ñun tey ñu koy waxtaanee sur la Sen TV bëgg buñ ci jógee rek ku nekk mën cee jële ay njàngat ñi nga xamante ne aussi war nañoo defaraat seen toogaay ñu daal di koy defar donc ici dégg nga li ñu waxtaanee moom mooy wàllum adultère moom la ñu waxtaanee ñoom na dañ ko xaw a jiñ papa yi xaw na maa jaaxal ndax papa yi doxewuñ ko wala yaay yi waay jur yi doxewuñ ko jëfewuñ ko ci ndaw ñi lañ ko gis léegi ma bàyyi la yow nga wax ñu lan nga yaakaar ni moom moo ko lu ma yaakaar mooy d'abord rek di remercier Aminata parce que ni nga commencé si moom dafa ma neex parce que elle s'appelle Aminata turam rek déjà rek man si ma tënk na émission bi parce que c'était une femme valeureuse kooku rek laaloo su xoolee ay jikkoom rek Aminata boobu rek maanaam macha allah tënk na en plus Aminata sama tur yaay la donc maa ngi leen ziar baax père yow moom dama la namoon xool bu Youssou Ndour naan fëra rëw amuñu fëra rëw man na moo yow ba fëra rëw mais yow fu nga daanalee Salma mooy war nañ defaraat toogaay attention jigéen ñi ñoo war a defaraat sëri góor yi defaraat tubéy tubéy yi lu muy wax ci bëri na ngeen baal ma si kàddu yi sëri lu ñuy tegee ko bëri na gis nga Salma Sénégal yi bëgg na diineem trop fonk na ko lool waaye léeg-léeg dañu mel ni dañuy choisir dañuy xool lu ñu arrangé ñu def ko lu ñu arrangé ñu def ko gis nga njaaloo su fekkee côté koo xamante ni amagul borom kër mais Salma sëy Sénégal jafe na de sëy su jafee rek njaaloo yomb mariage léegi dafa compliqué da ngay gis ay ndaw yu bëggante ay 5 ans 6 ans di ngoro rek ni sànq rek sama mag bu jigéen bi Adja si nu mu ko waxee maa ngi koy ñuy mu ne idi ngoro yi suuf potolamp yi bëri nañ moo taxit ñoom ñëpp si bopp ko ñu rek ñu tase donc dafa am yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy def en informel xam nga yaa ngi naan papa yu baax yaay yu baax mais nga baal ma àq mais am na ñoo xamante ne ay papa yoo xamante ne ñoom ñooy njaaloo dañu am doom da ngay gis ñoo xam dañu am doom am njaboot di njaaloo mi góor mi jigéen donc Salma ma lay remercier ce thème bi parce que ce thème est profond dafa xóot et puis aussi ba am na beneen côté boo xamante ni il faut ngi demee si nànk mooy côté maanute bi aussi parce que mooy mbir yoo xamante ni soo xoolee sama xarit nu mu ko waxee sànq nu mu commencé neex na ma parce que dafa commencé si diine tamit soo xoolee mi diine catholique ak diine musulman yëpp da ci am tuuti maanute donc foofu laay tàmbalee pour ne pas monopoliser la parole mon père Ferrero mon père Ferrero dégg nga noonu la ko tijjee comme ni nga ko waxee rek conséquences yi daal dinañuy bëri Papa Mbaye Ngoné Fall ma ba jox la nag kàddu gi nga xuus ak man ci li nga xamante ne moom mooy conséquences yi li indi adultère ndax yéen buñ ne mënuñoo wax sax ne ci seeni jamono ñàkkoon na à 100% même bu ñu xamante ne doon na am ay benn lay doon mais ñun fii léegi liñ koy dégg dafa xaw a bari dafa mel ne lu fréquent dafa mel ni sax moom moo ëpp li ñuy gis ñi nga xamante ne maandu wuñ daal ci seeni biir néegu sëy. waaw jërëjëf Salma man de mën nga koo jiiñ fànn gune man laa wax gis-gis la nag ku nekk ak sa gis-gis sa doom jaga toogal sax muy seetaan ñeme woo ko cee dóor ndax gis-gisam la yor ndax ñàkk a doylu mënu koo indi gan doylu sooy doylu lan ngay doylu doylu ci am koom poos waaw kooku jigéen mën na caa bañ a doylu ba tax mu dem wuti ko wala mu jeng wala mu jàdd wala mu def leneen wala ñàkk a doylu ci tubéy ji waaw nit ki mën naa taamu loo xam ne dina ca xër ba nga xam ne xëy na la mu cay jot du ko egg foo xam ne mën na koo satisfaire mu jóg sol aw dàllam dem wuti ko dëgg la wala làngandoo la ndax mën ngaa dëkk laa nga koo xam ne da koy jëfandikoo les mauvaises fréquentations da koy indi nga dema dem ba mu puus la ca ndax dëkkandoo la ndax tàmm la
ndax siddit la boo xam ne su yëngoo nga yëngu ndax manque de moyen la boo xam ne dem nga ba munoo sa bopp yaakaar nga ne dara sa suufa lu dul loolu nga def ko te léeg-léeg nga def ko sax ëlbatiku wala soo ko defee ba pare mu metti la lool nga rëccu ko lool mu metti la ndaxte yoo xam ne yaa ngi koy def mais malgré bon gré ndax sa soo fenn ndax c'est lié à la pauvreté mu metti lool ak it kooku ndax war nañ ko yedd wala waruñu koo yedd waaye boobu ndax duñ oo ngor teg ko suñu kanam bala ngaa gore di nga góor ci dara de Salma diggante añ ak reer ak ndékki nga xëy gune yi jooy sawet nga yor ay njegemaar war a dem yoruloo ko mënuloo ko attanuloo ko amuloo foo koy jëlee te mënoo ñaan kenn koo ñee ku nekk ñeewul boppam Salma léeg-léeg nga gis nit ñee ko waaye ñeewul boppam ñooñu nag ci seenum gàtt xel xëy na mënunoo daani seen doole wala xëy na ñu yaakaar ne tous les moyens sont bons pour accéder au pouvoir mën na noo jaar foofu def loola loolu mën na koo indi mbaa ñu dema dem ba daje ak góor goo xam ne dafa mën boppam lool yor am koom lool yor taaxum kaw am oto di la dugal ci clim di la yóbbu ngay reer restaurant mu tàmmal la loo xam ne sa bakkan dem na ba tàmm ko bis bu ne ma wax la ko bët ki biig waxtaan nañ ci wala bët biig la dëgg la waxtaan nañ ci may da bul def ku la ne salaamaaleykum lu oto rafet bul nangu su la doon may 1 million wala 500 000 tamit na nga xam lu mu la ko mayee waaye yow daal fa nga dëgg sa tànk bañal yeewal sa ndigg riigul teg fa su demee ba sonn ba nga xam ne sonn na ba nga xam ne amatul pexe. Safia nag ñuy ñaan yàlla fëgg boppam ba dimanche bi di ñëw mu mën fi teewaat di leen béggal comme ni ngeen ko tàmm gisee ci li nga xamante ne moom mooy gis-gis sur la Sen TV tey nag ñu ciy dalal Aminata Paye noo def. sant yàlla alhamdulilah. naka sa week-end neex na. waaw ça s'est bien passé. waaw xam ngeen ne gis-gis nag du am benn gan du am ñaari gan dañuy am ba ñetti gan ginnaaw Aminata Paye aussi dañ ci dalal ki nga xamante ne moom mooy Khadim Lo Khadim nuyu naa la. sant siyaar nañ la Salma. alhamdulilah waaw pare nga thème bi. waaw macha allah ci kanam tuuti ñu dugg ci waaye ginnaaw Khadim Lo dañ ci ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Idissi ma bàyyi la nga nuyu fidèle téléspectateur yu ñuy seetaan. waaw Salma maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñoo xamante ne ñuy seetaan. fii si sama chaîne préférée la Sen TV di ziar ñëpp bëpp voilà ñëpp maa ngi leen di leen sant di leen gërëm. waaw ni ñu ko waxee ñooñu ñooy suñuy gan nee naa leen émission bi dañ ciy ànd ak suñu papa Mbaye Ngoné Fall papa di la nuyu di la bàyyi nga wax ñu tey lan la ñuy waxtaanee. jërëjëf Darmanko di la gërëm di la sant bu baax di la xamal ne dama naa la Jaxumpa borom Kéléman maa ngi lay nuyu bu baax borom Jaxumpa waaw borom waa daan sugu ndax sa ndey dafa dëkk waa daan sugu bokk si Cheikh Jéeri waa daan sugu moo tax su ma la gisee sama xel day dem ci ngumbali day dem ci mesere day dem ci garde pangaar garde afe garde bitiw foofu yëpp sama xel dafay dem ëlbët ko tamit dem ay tab yi dem ci naari Kajoor yi nga xam ne doon na sant Diagne ba daaru maam naan sëñ Ngagne Kane ne di nuyu maa Ibra Diagne di nuyu Fat Diagne di nuyu sa ami gumbali moom it maa ngi koy nuyu bu baax waa ami xam nga rek maa nam moom te xam nga ni ñu koy waxee rek koo namm na la man maa la fuuf papa loolu laa lay wax tey nag ñu ngi nekk gis-gis ñu wax ci ànd ñuy waxtaanee lu am solo ma bàyyi la rek nga wax ñu lan mooy thème bi ñu daal di koy tënk bala ñoo dugg ci waxtaan bi. waaw yéen de defe naa ci wàllu tubaab bi yéen a ngi wax naan adultère. waaw adultère ñu ne lëmbe na réew mi. ñu dem ba ci biir daal di ne lan mooy sabab sax. adultère soo ko waxee doonu naan njaaloo. waaye soo ko waxee tamit nga ne njaaloo doo nga yem ca dina am ñoo xam ne dinañu fëgg seen xottu bopp ne bokkuma ca. muy ña amul borom kër. doon naan borom kër ya moom la ñuy wax ña nga xam ne ñu ngi ci buum kon. soo fa yemee doonu naan ñi nga xam ne nekk ñu ci buum ñoom bokkuñu ca. moo tax soo nee njaaloo danga cay boole ak mooy. waaw mooy. kon tey li ñuy waxtaanee papa bu mu la déggee moom mooy ñi nga xamante ne dañuy am borom kër ba pare di ut li nga xamante ne dañ ko cay toftal waaye ginnaaw loolu it xale yu jigéen ñi nga xamante ne ay njegemaar lañ duggaguñ ci buumu sëy waaye ñoom it ñu ngi def loo xamante ne neexul yàlla donc lii tey moom la ñuy waxtaanee sur la Sen TV ci seen émission gis-gis mais yéen ñi nga xamante ne aussi yéen a ñuy seetaan te bëgg a participer ci émission bi buntu baa ngi nii 88 la 628 89 90 ngeen bës 2 bu dee yéen a ngi ci réew mi bu dee da ngeen nekk bitim réew ngeen
mën ñoo jot ci 33 841 02 20 kon waxtaan bi na tàmbali adultère la ñuy waxtaanee les causes les conséquences ak ni nga xamante ne moom mooy ay solutions Aminata Paye yow laay njëkk a jox kàddu gi nga wax ñu rek d'une manière générale lan mooy sa xalaat wala lan nga gis ni moom moo mën a indi adultère. waaw Salma avant boobu ñu lay nuyu yow d'abord di la ziar di la wax ni am nañu mbégte trop ci partager ak yow plateau bi tey nga nekk suñu gan ñoo lay dalal. waaw dalal leen voilà te ngeen def ma ndànk rek. non dinañ la def ndànk yow xam nga sama doom nga yow. voilà di nuyu aussi sénégalais yi nga xamante ne ñoom à chaque fois ñoom ñooy am mbégte Aminata Paye ñëw toog fii di partager ak ñoom waxtaan bi. soo génnee si mbedd mi kenn ku ci nekk di la wax gis-gis bu mu am mais père nag mooy wax sénégalais yi ne leen suma xarit nga. suma papa nga suma xarit nga léeg-léeg émission bi moom mooy laaj yéen nii mais mag yow ay xarit lañu. boobu tey daa mel ne ñemewoo sujet bi. si ñu ngi ciy ñëw parce que nag dafa am loo xamante ne dañ ne ku wal mburu tudd dëkk ndax dañu ne Sénégal sëy yi dafa yëngu. dëgg la problème am na. rawatina sëyu ndaw yi kenn ku ci nekk li ñuy wax taal bu tewee booy boor bu nekk lañ koy ëppee. kii ñii naan lii mooy problème yi ñii naan lii mooy problème ba ca gën a fës gën cee yéem gën a jaaxal suñu mag ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy suñuy exemple ci wàllu sëy mooy adultère bi ñu tudd tey. mooy xam nga taasukat baa nga naan am jëkkër am far am xarit wu lay may géej ak juróom fukk te bu ko wax loolu tey moom moo waral coow li. loolu mooy coow li ndax mooy coow li ñu war ci ñëw. waaye nag mu am ay cause xam nga Salma. dama la wax ci début bi ne la ku wal mburu tudd dëkk. mooy lépp loo gis ci àdduna lu am na lu tax mu am na fu mu soqeekoo am na fu mu dooree. damay faral di wax naan leket yaa ngi fàqee ca lawbe mais yàllaay maalaw. am na loo xamante ne am na fu mu tàmbalee ci biir kër gi. que ce soit parce que nag gis nga yar moom mooy base lépp. sëy nit ki dañ ko koy waajal. comme muy doom bu góor di doom bu jigéen ñu ngi koy tàmbalee ci defar bi ñu lay defar bi nga nekkee ndaw ngay màggaale moom ñu lay xamal yaay kan di la jubbanti di la teg ci yoon ba keroog ngay toll ci sëy. boo xoolee li tax ñu nit ki buñ koy muur di ko yóbbu kër borom këram ñu teg ko di ko yab loolu yëpp bokk na ci wàllu waajal bi waajur yi wax kenn ku ci nekk wax léeg-léeg dañ koy def sax bay wax li nga xamante ne moom la ndayam nekkee woon ci biir kër gi. ñu ciy préféré waajuram bu góor toog di seede li nga xam ne moom la ndayam sëyee pour que moom mu jël ko def ko exemple. mais suñu problème ñun ndaw yi tey mooy manque de repère. amatuñu repère léegi nag sëy yi léegi toi et moi la te dafa am ay réalités yoo xamante ne. dafa amoon bu njëkk te valable lu léegi. kon Aminata Paye bu mu la déggee lii indi wàllu woowu mooy xale yi préparé wuñ leen ci li nga xamante ne moom mooy wàllum sëy donc xale yi dañ leen a war a préparé. dañ leen a war a waajal tàggat leen. waajal la tàggat leen kon loolu benn la ci li nga xamante ne moom mooy cause adultère. ndax ku ñu pareegul ci sa éducation war a ut koy éduquer. ay ca capp ko foofu dinaa ñëwaat ci yow ci kanam tuuti ma bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Khadim Lo moom mu wax ñu lan la xalaat ci li ñu indi tey ak lan nga yaakaar ni moom moo ko mën a jur. waaw ñu waxaat a'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim waxaat bismillahi rahmaani rahim di siyaarat sénégalais yëpp. et puis di jaale aussi maman Degen Chimère. di ñaan yàlla suuf oyof ci kawam. di la siyaar yow Salma. di wax kii sama papa la père Mbaye Gone moom xamante nañ lu jiitu lii quoi. di siyaar aussi ñi ma fekk fii yëpp ak téléspectateurs yi nga xamante ni ñooy déglu. Sen TV yëpp ñu ngi leen di Jili Fashion. waaw Jili Fashion waaw sa xarit. waaw Jili Fashion waaw sa xarit. bon di wax ni lii. bu ñu nee sëy rek dañuy dellu ci farata bi nga xam ne dafa dëgër trop bàyyi ko ci suñu borom diggante góor ak jigéen donc ñun tey balaa dara sax damay bëggee waa nitu dëgg yi nga xamante ni ñoo ma yebal fii quoi parce que ëpp ma fa kenn xam-xam gënuma fa maîtriser que waaw Karim Xurum Xaq xama de passage ñu ngi koy char donc ñu ngi leen di char ci confiance bi ñu am bay ni ma fii quoi donc loo gis ci àddina mooy li Aminata wax dafa am fu mu jógee da nga doon gis nii rek ñu indil la kenn ne la kii mooy sa jëkkër waaye balaa boobu ñooñu di ko def